aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim mbokku téléspectateur DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañ leen ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la ziyaara la baal ak baalu la ak ñu ngi leen di wàcce seen wàccuwaay wala yéegal leen seen yéeguwaay dugg nañ ci kër kilifa diine yi sukk suñu nuyu leen ziyaara leen ñaanal leen ñu yàgg fi loolu te wér ñun itam ñu sàkku seen ñaan ndax soxla nañ ko noonu la ñuy ñaanalee ñi nekk ci hôpitaux yi ñi doxantoo tawat ñi nga xam ne dañoo tawat te mënuñoo tëdd ak ñi nga xam ne seen poos moo feebar yàlla na yàlla saafara leen yàlla defal leen shifaa'un laa yughadiru saqaman ñaanal ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci prison yi yàlla nañ fa génn ak jàmm ñi nga xam ne ñu ngi seetaan di suñuy soppe nekk camp pénal moo xam ñi ciy góor ak ñi ciy jigéen ñun tam bàyyi nañ leen xel chaque jour dañuy yóbbante nuyoo Mor Anta jërëjëf ñu ngi lay ñaanal di ñaanal ña fa nekk ñëpp yàlla na ngeen génn ak jàmm ñaanal nag ñi nga xam ne ñibbi nañu ci kër gu dëgg ga ñi nga xam ne jiitu nañ ñu buñ leen gisee ñun ñoo leen fekk yàlla nañ nekk ci xaala jayida maanaam nekk ci lu neex day nekk seen noflaay ñoom ñëpp ñu wax ay Seyda Adama Seck bi te muy yàlla te xaw mi yàlla mun bi maa xafarali rabbi wa jaalni minal mukramin merciama après daal tey il faut Ousama Ta dina la utal aaya am benn problème ndax war nañ cee taxaw ñun ñu fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax seen émission bi di Ndenkaane comme ni ngeen ko xamee ñu ciy ànd ak yéen altine ba alxames ci kàttanu yàlla ak ndaanaan yi nga xam ne ñoo ciy ànd commencé ci waa régie commencé ci caméraman yi ñi tax ngeen mun ñu gis waaye Oustaz Makhtar teew na Oustaz Makhtar ñu ngi lay nuyu ay conteneeru Sarr yu baree bari ak boole ko sukk nag ñu ngi lay ziar Sarr ay bateau yu madame Sarr ñu ngi lay ziar madame Samba Sarr Badiane Louise ñu ngi lay ziar yow tamit namoon nañ la ñu ngi lay ziar bu baax a baax nuyu mère Thiama mère état yow tamit ñu ngi lay ziar bu baax a baax Thiam nuyu Momar Ndaw moom defe naa ni jarul ñu koy présenté ndax ñëpp xam nañ ko macha allah borom asko sen liggéeyal askan wi nee naa ko ki ci lënkalool nag day sama goro ndax mooy maître ma soxna kan ñoom ñaar tam ñu nekk ay goro macha allah di ñaan seen doom yi ànd sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel. waaye Modou Mbacke ma nga studio 2 xam ngeen ne ñun ñu ngi fii ci studio 1 ñu duppee ko ki nga xam ne moom mooy Maïk Mouhamadou Gaye di ñaan yàlla toujours rek yàlla jéggal ko yeesal njéggalam ci kawam Mouhamed asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah yaa Seyda. ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax. borom émission bu mag bi. waaw roy ci yow rek tabaarkalla émission bi daal xam naa ne moom bi nga koy utal tur. xam naa ñàkkul ni da ngaa ubbi kaamil bi rek daal di gis suratu Shura. waaw xam nga bu ñuy xool ñu mel nii yéen. di leen topp ci seen ay njàngale. du ñàkk moos bu ñu tuddee ab émission mu xaw a feeñ ci mbóot yu mel noonu. moo tax macha allah ndax ku ne xam ne macha allah groupe Excaf Télécom waaye itam DTV. macha allah dafa am ay borom xam-xam yu mel ni yow. moo tax dañuy roy ci yéen tout le temps yaa Seyda. est-ce que xam nga ni maa ci gën a néew xam-xam. waaw xam nga loolu moom dañuy xam ndax ki nangu ni maa gën a néew xam-xam kooku am na lu ko yàlla may ndax moom mi nangu ni rek moo gën a néew xam-xam dèjà mi ngi am lu mu wane ci lu am solo lu symbolique. su ma toogee ak sama sëriñ bii nag moom. du ma nangoo am xam-xam ci kalamam benn yoon. dëgg la loolu war macha allah mag bi tabaarakàlla noonu la yéen ñëpp ay jàmbaar ngeen. tabaarakàlla yàlla na yàlla xeeb dolli. amiin amiin yàlla xeeb dolli. amiin kon ñu xëy ci yéenekaay yi. waaw tabaarakàlla yéenekaay yi sakkan na lool. tey sakkan na. laas moo jiitu tey waaw laas moo jiitu yaa Seyda laas dafa xëyee tiis bi Sénégal delluwaat yeewooti démb yéenekaay yëpp xëyee ko daanaka ca mooy kii di ab xale bu góor bu ndaw di Fallou Diop mi ñu faat bakkanam ci anam gu doy waar yëglekaay laas xëyee ko ci méttit gu yow ay mbokkam mer lool ànd xol gu jeex Fallou dañ ko fekk ci ab mbuus lan ko daal di fekk ci anam gu doy waar mu ñàkk bakkanam ba sax tàmbali di xaw a sori maanaam di yàqu ñu daal di raser bopp ba maanaam mel ni ku ko wat am nel yëglekaay bi ni lan moo xew dëgg-dëgg jëf ji ni mu ñaawe metti na ndax xale bu am ñaari at ak ay weer daanaka genn wàll ñu daal di koy fëkk daal di koy tàqaleek ak njabootam mu nekkoon ci buntu këram di fo ñu ne ko tungaañ yóbbu for néew ba ci ay tool ci anam gu doy waar daal metti na lool yaa Seyda laas loolu xëyee tey. ñëpp a jaaxle ñëpp a jaaxle ñëpp a jaaxle. lool l'observateur moom itam ci la jaax nee na crime odieux maanaam lu ñaaw lu metti ci xol. loo xam daal làmmiñ sax du bëgg di ko nettali ndax ñaaw gu mu ñaaw yëglekaay bi ni Fallou dafa réer alxames boobaak léegi ña ngi ko fore ci ay tool yu nekk foofee lu ni mel yëglekaay bi nga ko fekk ci ab mbuus lañ ko daal di sol ci ab sac en nylon
yëglekaay bi ni sax la tax ñu mën ko bàyyi xel mooy xeet ga doon jolli ak la ko wër lu ni mel loolu lépp tax na borom tool yi gaaw seen xel ñaaw ñu ubbi mbuus mi xool ca lan fekk ni daal nit moo ca nekk di ab xalem fekk na xale boobee ay bokkam doon ko doon wër yëglekaay bi ni waajuram bu góor nag daanaka dafa metti lool am naqaru xol lool moom itam dina nga xam xew na ko waaye tamit lu jëm ci borom tool bi it moom daanaka daal nekk na kook xolam jeex na lool ndax lam gis ci ab toolam moo ko metti ub boppam yaa Seyda. doy na waar laa tribune lu mu teg ci tribune bi. moom it ca la jaax ci li xew ca fee nga xam mooy Rufisque ak la ko wër yëglekaay la tribune ni sénégalais yépp nekk ci xol gu jeex sénégalais yépp am leen metti ca nag mbir mi dafa tàmbale ba gëppi loxo Touba la tàmbalee woon mbaaw naka noonu tey Rufisque ëllëg fan lay doon yëglekaay bi kon jot na kilifa yu jóg waaye lu tax pataaral gi am ci wàll wi yëglekaay bi yëmu ca nee na ginnaaw fàllu mi nu gis am néewam ñu faat bakkanam ci anam gu dee waar am na beneen xale bu jigéen goo xam moom itam xaw tuut ñu rendi ko moom sax ñu ngi wone ab photom ni ñu taf baat bi mu am ay gaañu yoo xam te ne bi ña ko yan woon dañ ko bëggoon a daal di égorger maanaam rendi ko waaye rëcc na ca yëglekaay bi ni mu mel ni kon daal Sénégal léegi moom kenn xamul fooy muccee donte xale la ñu ëpp luy jàpp mag ñett seen bakkan mi ngi ci xottu gerte yaa Seyda. yéeme na zoom lan la zoomé tey. zoom info ni moo taxit li xew metti lool ay bokkam moom xale bi di fàllu ñàkk bakkanam Rufisque gépp a génn ci mbedd yi yëngal waaye nag ànd xol bu jeex taxawaayu alkaati yi ndax jàpp na ni alkaati yi daal nan waroon a taxawee taxawun ko yëglekaay bi ni moo tax dañoo yëngal daal di taal ay pneu yëngal baare mbedd mi lépp ngir bëgg kilifa yi dégg leen waaye yëglekaay bi tam ni ba tey pataaxal mi ngi wéy di am lan moo xew ba tax ñëpp ni cell ci wàll gi ni mel yaa Seyda. enquête lu muy enquête tey. enquête moom it dafa def enquête ci beneen mbir ma nga ñëwaat ci njombe yi xew ca bitim réew ak doomi Sénégal yi dafay faat seen bakkan yëglekaay bi ni bari na moo tax mu seq waxtaan ak ay kàngam ci wàll gi kii nga xam mooy Tafsir Dia di ab secrétaire général association sénégalaise sérieux yi nekk fu mel ni Italie mbaa Espagne moom dafa gis daal mbir yi moom dafa aaje kilifa yi Sénégal jóg maanaam daal càggante kilifa yi mel ni ñoo xam daal seen diplomatie moom diplomatie la jëm ci wàllum chèque maanaam ay këyit kese ak wut xaalis waaye nekkul lu aar seeni doom kaay bi ni kii itam di Ali Tandian moom itam daanaka professeur la moom itam jàpp nañ daal jot na suñu kilifa yi soppi doxalin ci wàllu guddi mel ndax gis na ni mbirum migration politique migratoire bi Sénégal war a am moom la amul moo taxit daanaka ak yebeel goo xam dafa am ñoxor njaay ñu faat ab doomu Sénégal ca du mujj fenn daanaka lii moo tax yële kaay bi ni jot na kilifa yi nag wane seen naxaru xol ci li xew ngir nag war nañoo jóg ngir jéem a aar seen ay doom yaa Seyda. libération lan la ñuy libéré tey. libération dafa xëy libéré ca la nga déggoon ci benn accident am na benn hélicoptère militaire bu daanu bërki démb ca Misra fee dend ak Kaffrine waaye yëgle kaay bi ni donte enquête bi ñu ngi koy topp pareegun beneen enquête bu ñu doon topp ay weer ci ginnaaw ca mooy benn avion bu daanoon di compagnie Sénégal Air avion boobee daanu woon moom itam enquête baa ngay wéy yëgle kaay bi nee na fi ñu toll nii de procureur dafa dugal loxoom ci mbir mi am na juróom benn inculpation maanaam juróom benn ñoo xam daal jàpp na ni faaw yoon laaj leen seen i mbir ak seen responsabilité ci wàllu guddi mel yëgle kaay bi ni Serigne Bassirou gi daal jàpp na ni ku mel ni kii Mëggey Maram Ndaw mi nga xam te ni bi DG ANACIM la ak général Gabriel Diouf moom mi nga xam si moom avion moom compagnie bi nga xam mooy Sénégal Air Mohamed Mansour directeur des transports aériens loolu lépp daal jàppees na ni seen loxo mi ngi ci biir ndax seenu càggante moo tax ba jéey ji am lañ jàpp kon seen cër faaw ñu càmbar ba xam lu am ci responsabilité ci avion Sénégal Air bi daan war yaa Seyda. Le quotidien. moom it dafa xëyee président Macky Sall ci élection présidentielle 2019 yëglekaay bi ni président Sall de dafa mel ni moom mi ngi ci ay pexe mi ngi nàmm ay jaajam ak dugg ci géew bi la ko bëgg a waaj mbëre mi waaye laataa loolu am na conseil des ministres projet bu daal di adopté ca mooy fexe ba càmbaraat constitution bi waaye itam daal di soppiwaat code électoral bi yëglekaay bi ni lu mënta ñàkk faaw mu am mooy parrainage bi faaw candidat bu ci ne am juróom-ñaari régions yu Sénégal yi da nga fa am 1% lu ñu mel nag da nga ko am ci ay signature bu ko defee sab candidature ñu war ko mën a valider yaa Seyda. Vox Pop. moom it dafa xëy ci politique bi ak campagne présidentielle bi nii waa jëgle kaay bi ni parti boo gis am na ay ndaw Sénégal ni mu bindoo daanaka téeméer boo jël lépp juróom-benn fukk ba ay ndaw lañu ndax xam kon parti politique yi la ca nekk ci ay ndaw dañoo war a bàyyi rek ndaw yi na ci ginnaaw tàccoo ko fecci déedéet Mbàkke Sekk bu réew mi gis ni kenn mënta nangu loolu ndax réew mi ni mu bindoo kon faawu ndaw ñi doon ñu am tir ci parti politique yi Mouhamed Massaly boo ko PDS tam jàpp ne mënta ñàkk faawu ndaw yi dugg direction de campagne yi waaye tamit Seydou Gueye bu APR moom nee na président Sall
Sall moom ku caxi ko ndaw yi déy la maanaam daal mi ngi décrypter message bi ko ndaw yi lancé ca mooy caxi wule ba kon dana sampaat ay bàngaasu partem gën caa boole ay ndaw yu bari yaa Seyda. Les Échos lan la ñuy dégtal. Les Échos moom dafa xëyee li nga xam mooy pétrole ak gaz bi Sénégal am yëglekaay bi ni waaw dafa mel ni bu ñu xoolee Sénégal moom dafa xàllas maanaam li borom gerte gi def fan yi yëpp di xàllas ak gerteem ci marché luuma yi Sénégal dafa xàllas daanaka ci luuma bi li nga xam mooy pétrole ak gazam ndax bu fekkente ni concession Rufisque offshore profond bi nga xam dañ koo jox total ci boppam daanaka la mu joxe lu néew la mi ngi toll ci 265 millions ci kilomètre carré bi moo ne bu dee ci Mauritanie foofee kilomètre carré pétrole dan la koy joxe lu ëpp lu néew 1 milliard franc CFA Sénégal lu tax muy xàllas ci kanam total yëglekaay bi li lu jaaxal askanu Sénégal wi la. suñu làmb ñu nekk ci géew bi. suñu làmb ñu ca géew ba kay mbaa ñu bëgg caa nekk mooy Modou Lo mi nga xam te ne bii mbër yëpp a ngi koy dëkk jamono ji tembe yëglekaay bi ni fi ñu toll nii Modou Lo ci boppam bu ko neexee taxaw laaj digganteem ak Bombardier ni ab revanche roi des arènes bi waaye Eumeu Sène mi nga xam tam bu ko neexee Modou Lo war na ko mën a jox revanche am waaye Balla Gaye 2 mi nga xam moom itam dafa daanoon Modou Lo ay jamono lu tax Modou Lo mënut a laaj revanche am waaye itam ku mel ni ki Ama Baldé ñu bu amee boobu lépp combat day nekk choc explosif waaye ku mel ni ki Boy Niang 2 moom mbir maa ngi tàmbalee jax ci xaajagut sax àgg ci Modou Lo yëglekaay bi ni Modou Lo moom mooy mbër bi nga xam te ne bi ñëpp a ngi koy wër jamono ji yaa Seyda. direct lu mu def en direct. moom la ñuy jeexale dafa xëyee Balla Gaye 2 roi des arènes ba woon mi war a song wala war a taxaw bëre ak Gris Bordeaux bu Fass yëglekaay bi ni Géejawaay gépp mobilisé wu moom daanaka ay koppar a ngi dàqe maire bu Géejawaay Aliou Sall daal dinay ñukki ci taabal ji la teg 10 millions francs CFA jox ko Balla Gaye 2 ni ko demal daan Gris Bordeaux bu Fass mel ni kon fi ñu toll nii Géejawaay gépp taxaw nañu ngir jàppale Balla Gaye 2 yaa Seyda. ndeysaan yal na yàlla defal leen jàmm. defal leen jàmm ci lu wér. lépp am ci jàmm. mu doon combat bopp du am ndax gis nañ ni CNG sax mi ngi wax ci wàllum violence bi am ci kàddu yi ay violence verbale ca loolu lépp mën naa dem ba jour combat yi bu ñu ca àggee mu indi ay jafe-jafe yu tar kon daal nañ ko gën a def ci responsabilité. xam ni ñaari doomi Sénégal ñooy def sport nag du ay rayante. du xasante du waxante lu ñaaw waaye tàggat yaram la ko am ndam suñu borom may la ndam fi ñu toll nii nag kon ñu. bàyyi xel xam naa ne moom joxuñu bon exemple suñu doom yi de. waaw doy na waar loolu. waaw xale yi moom jox ñu leen bon exemple. déedéet du lu ay kilifa yu toog ci télé di waxante lu ñaaw di dugg ci vie privée ku nekk di dugg sa vie privée morom. loolu moom joxewul benn bon exemple. loolu nag yaa Seyda. ñi ci am cër bari na waaye kenn du presse sénégalaise bi. média bi ñoo ci ëpp cër. ndax wax ji ba ñu koy wax. gisoo ko gisuma ko waaye lu tax ba. ñi yore média de li nga xam ñoo yore ay média. du nu organiser wu ba yenn propos yi nga xam te ni bi day déranger dafay dugg ci vie privée doomu aadama ba yàq lu dul noonu ndax waruñu koo mën a censurer ndax fekk jàllagut yàqagul kon yaakaar naa ne média bi am nañ ci wàll bu baax a baax du ñàkk na xëy na bëgg a jaay seen combat moo tax mais pour man mën nañoo jaay seen combat ci ay ci mbër mi li mane techniquement ci mbër mi ay combat ñu fi jàll nan la daane lan mooy xarañaayam mën nga jaay seen combat mais pas ay wax yoo xam te ne bi amul askan wi benn njariñ ci ay mer ak xol yu jóg lay jur yaa Seyda. Sénégal daal Modou woppus màgget la féppay métti. acca kon yàlla ñu yàlla saafara. tabaarakalla yaa Seyda gërëm naa la bu wér. waa kay ñu ngi lay xaar incha allah. diisoo waaw. incha allah tey ci ngoon la. 22h incha allah ci mardi bi. incha allah jërëjëf. kan nga dalal tey. waa ñu ngi dalal Yankhoba Diattara. Yankhoba Diattara. dañoo demoon ba Thiès. waxtaan ak moom ci parti réew mi. ak conseil départemental ba la ci xew lépp. parti réew mi mooy bu Idrissa Seck. Idrissa Seck waay. Idrissa Seck parti réew mi. waaw voilà moom la ñu war a dalal incha allah tey mardi à 22h. incha allah dinañ ko xaar muy nuyu sa gan gi Momar Ndao ma koy nuyu bu baax. waaw mi ngi lay fay. xam naa comme que dinañ ko dalal moom da ngeen waxtaan moom lu bari. incha allah waaye daal xam naa ni fi njaw di sax xam benn bari na ci réew mi. ak li ñuy jëfandikoo. nekkinu askan wi ak lii xew ni sax ndax xale yi ni fàtt tamit am na ci wàll ndax ku wax mbirum fexe ba nit ki am ci jàmm rek. lépp xam naa du ñaax da ngeen ci waxtaan ak moom bu baax yaa Seyda. dëgg la jërëjëf ñang merci beaucoup tabaarkalla ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf ñu yendoog jàmm. merci beaucoup tabaarkalla merci jërëjëf Oustaz Makhtar Sarr gis nañ tey li yéenekaay yëpp xëyandoo maanaam majorité bi ci faatu gone googu ñun démb ñu ngi ci doon def émission xale boobu tudd bébé Fallou nekk seex nga xam ni duñu wax sax moom la ñu mujjee faat mu metti lool démb tëngee ci sunu soppe xadiloo ay fii daf ko fekk ba néegam xaw na ko indi sax gàllankoor ndax lacrymogène yi ak pono yi ñu fa doon taal ak yooyu xam naa soriwul fi mu dëkk en tout cas ñëpp jaaxle nañu jàpp xale bu ndaw boo xam ne xamul dara nga rey ko rey bu ñaaw boobu man daal xaw ma Sénégal actuellement fan la ñu toll lii xaw ma ñan ñoo koy defloo xaw ma lan moo leen ko jaral bu dee nguur jaru ko
bu dee alal jaru ko bu dee tur jaru ko ndax dund bi dafa éphémère day jeex ci lu yàggul ki am téeméeri at ak ñaar fukk bu faatoo dafa naan est-ce que am naa benn seconde ci àdduna xaw ma lan moo fi jar li doy na waar képp kuy jaboot métti na la képp kuy nit sax laay wax jëf yi métti na la arrêté nag yaa koy faral di wax nañu arrêté doomi jàmbur yi ñuy rendi di arrêté xale yi ñuy jël di leen massacré di leen rey wa isal mawudatu su'ilat bi ay zambin qutilat jërëjëf Seyda Zeynab asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam mbokki réew mi mbokki àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu ñi nu bokkal plateau bi di ci beral nuyoo sunu gan gi di ko ziyaara bu baax a baax waaye Seyda ni nga ko waxee li gën a fes ci yëglekaay yi defe naa mooy reyu xale yi ki ci mujj di Fallou Diop barki Dembo Njaay barkaati Dembo Njaay Mariatu Dumbuya ca Mbaaw waaw ndeysaan moom it même chose lañ ko def xale bu ndaw buy toll ci fukki at ñu jël ko ànd ak moom ba noppi ray ko dugal ko ci saaku ñuy jooy loolu noppeeguñu Fallou Diop xale bu ndawati ñaari at yu teg moom it ñu ray ko dugal ko ci mbuus dugalati ko ci saaku mu mel ni Ebola moo dugg ci xol yi fi mu toll nii am na nag benn journal bu tudd La Colosse defe naa maa ngi koy déglu mu ne lan moo tax autorités yi waxuñu ci ba tey question boobu La Colosse laajaaleel na ko ñu bari ci sénégalais yi avion bi mu daanoo ci saasi état bi réagir na wax ñu dégg leen ñañu rey ca Espagne ci saasi wax nañu ñu dégg leen waaye boobu ba léegi xale yi ñuy rey man dey dégguma comme li La Colosse man it loolu laay laaj sénégalais yu bari tamit di ko laaj lu tax politiciens yi waxaguñ ci te waxuma rek état bi mais opposition bi tamit dégguma benn leader bu toog yëkkati micro ne ñi ngi ñaawlu xale yi ñuy rey lu tax waxaguñ ci lu tax seen ceellaaral te li ñaan ñu ngi leen di joxoñ baaraamu tuuma ndax koo wax dañ ñaan élection yi jublu si defe naa élection yi nag mbërum làmb yi defuñu ko menuisier yi defuñu ko tailleur yi defuñu ko commerçant yi defuñuy élection bu ñu tuddee élection rek politiciens yi la kon lu tax ca APR ca AFP ca PS ca PDS ca réew mi ca lu tax ba léegi seeni leader waxaguñu ci mbir mi lu xew loolu jaaxal na ñëpp te nag nit ñaa ngi leen di xaar pour ñu wax ci ñoom wane ne ñun kat set nañ ci santaane wuñ ko wax ci position bu leer man lu tax ñoom duñ leen jàpp man ba léegi mënuñu see jàpp kenn man jaaxal na ma bu ñu jàppul sax ñu mën a wax li ñaan ko mënta yéeg war a mën a bës ku daanu waaw rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk nguur gi ñuy rey suñu njaboot gi nii ci Mali foro lu xew côté bu nekk lañ ko mën a jàngatee mais am na loo xam ne ñi yor wàllu dogal ci réew mi ñoo mën a génn nag dalal xelu sénégalais yi benn nga ne danañu renforcer sécurité bi benn nga ne ku ñu ci jàppul yoon dana dal ci sa kaw benn nga ne képp koo xam ne yëg nañ ne soupçonné nañ la ci lu mel noonu yoole leen ko ñu dem fa mu nekk ñu jëli ko am na loo xam ne bu ko état waxee dana am xelu ñoo xam ne buñ ko bëggoo nit dootuñu ko ñemeeti waaye rey nañu diw ña ngay def enquête woo nañu diw gendarmerie ñëw na fi xool jël nañu corps bi sapeur pare ñu wax ko ay fan journal yi bind ko ñu xëyati rayati keneen waaw ca Touba bu yàggul ca démb fii ci Zac Mbao ci tey fii ci Tëngéej ci ay xale yu ndaw lu xew te def nañ ko fi élection yee passé bàyyi ba élection yi passé politiciens yi di tamante demu ci ay puune yu ñu doon rey ak yu kenn xamul bu ñu bàyyeeti tamit ba élection yi passé ñu naan am nañ ñu doon rey ay xale xoddeeku balaa ngaa lakkale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci saxiwul Buxaari buntu bi muy nettalee jihaad mi ngi am benn chapitre boo xam ne mi ngi ko beral baabu xatli sibyaani fil harb rey xale ci xare hadis 3014 mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko nettali ne ko am na jenn jigéen ju nu rey
ci xare bi Abdullah ibn Umar moom moo ko nettali mu ne biñ ko waxee yenent bi fa ankara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qatla sibyaani qatla nisaa'i wa sibyaani biñ ko waxee yenent bi dafa naqarlu ci xare ñuy rey ñaar muy jigéen ak xale rey gi fii nag jigéen ñi lañuy rey ak xale yi jigéen ak xale yenent bi méttit lu ko lool ci rey ñaar ñooñu takat xare la nga xam ne reyante dafay dagan ci xare ba waaye lu ñu xare lu xare bi tàng-tàng nañu moytandiku ñaar pour rey leen ak nisaa ak as sibyaan bu ñu rey jigéen bu ñu rey tamit xare léegi boo xoolee Sénégal bi ñu dalee rey ba léegi ay xale la ñuy tudd yu ñuy rey te yenent bi lu mu gënoon a bañ loolu la ba ci xare bu amee mu ne bu ñu rey ay xale kon wax dëgg fa yàlla politiciens yi daal man laay wax nañu wax waaw nañu wax moo xam ñi ci nguur gi la moo xam opposition bi la nañu joxe position bu leer wane ne dénoncé nañ ko nguur gi wane ne dinañ ci jël dogal. d'accord def naa dégg nañ la war nañ la dégg nag sax Badiane Louise. waaw soxna Zeynab je pense que lu Oustaz Makhtar wax rek moo ci nekk jamono bii le pays de la teranga devient le pays de la honte. nit yi dañoo rus jigéen ñi dañoo tiit kenn ñemeetul sax bàyyi sa doom mu dem jàngi école. kenn ñemeetul bàyyi sa doom muy dem fow yi c'est honteux. lu Oustaz Makhtar di wax silence bi ñu ci nekkee moo dul yoon dañuy olof day wax ne ku waxul dara ça veut dire que li ñu war a wax accepté nga ko problème bi am mooy lu Oustaz Makhtar wax benn affaire day am ñëpp dénoncé ko ñëpp wax ci ñoom seen bopp ñoo njëkk ñu jóg ci wax ci mais problème xale yi depuis 1 mois et demi mi ngi am kenn waxu ci benn autorité waxu ci ñi ciy naqar ñu ciy gaañu rek ñoo ciy wax gisoo fi doomu ministre bu ñu séquestré gisoo fi doomu président bu ñu rey gisoo fi doomu benn kilifa ci ñoom bu am problème wala sax seen mbokk lii nag man damay wax ne suite logique la. il y a 3 mois en arrière dañu doon jàpp xale yi di leen sàcc kenn waxu ci amul benn sàcckatu xale bu ñu jàpp léegi ñi ngi jàpp xale yi yematuñ ci sàcc ñi ngi leen di rey ba léegi à part ki ne Touba te boobu population bi ñoo jàpp nit ki livré ko gendarmerie. amul benn résultat bu ci police wala gendarmerie am loolu c'est honteux. si technologie fu mu toll jamono bi ci xarale fu mu toll jamono bi te dañuy gis néew yi duñu am empreinte duñu am benn signe bu leen di mën a indiquer kan moo rey xale bi ak amuñ benn jëmtuwaay amuñ matériel yi mais c'est honteux en 21e siècle c'est du nem ñu baal ma ci kàddu bi mais c'est pas normal te silence bi ñu ci nekkee wax dëgg yàlla saagale ci askan bi saagale ci askan wi nit yi tiit nañ nit yi jaxle nañ te rôle gouvernement rôle nguur mooy su population am jaxlewee mu dalal ko te dalal boobu gisuñu ci suñu bopp nit ñee ngi nii kenn xamul foo jëm bu fekkoon ne dañuy rey nit ki ci anam boo xam ne kenn mënu ci douter sax mais kuñ ci rey ku nekk am na cër bu ñu génne ci yow wala am na anam bu ñu la def buy wane ne aspect mystique la ñu koy def nag ma leen di wax ne bu nekkoon dañuy wax ne sang humain la ñu soxla deret bi parce que ñu rey yëpp on a remarqué que ne sang humain bi dañ ko extraire dañ ci jël lu bari may wax ne bu fekkoon ne voilà may wax ne bu fekk ñëwuñu gis nga mooy nangu ñoo wax luy problème bi voilà li may wax daal man mooy bu fekkoon ne deret du nit day jëriñ day tax nit riche kon yooyu kenn du leen ëpp xaalis kenn du leen gën a tekki amul lu ñu mën a jël si nit ki bu leen mën a yokkal lu su leen di wàññiwul du leen yokkal waaw yóbbu ci fentewul moom ñu tàccu la kese waaw ñu fi des sax fentee leen fi bàyyi jeex na donc nag nañ bàyyi lu baax bàyyi si xel lu baax te ñu koy def tamit ay somme yu dérisoire lañ leen di fay ñu koy def amul benn sens léegi naa benn xale 7000 benn xale 7000 lañ leen di sàccee te loolu ñu jàpp te amuñu kuñ ci tëj loolu moo ci paradoxal nga xam ne matul jàpp nañ ay nit yu sàcc xale mais amuñu kuñ ci tëj donc loolu moom affaire bi luus na torop doy na waar soxna Zeynab beneen aspect encore mooy xale bu jigéen bu ñu rendi mu rëcc kooku tamit je pense que def na lu ko war mooy dem na ci rajo yi dem na ci télé yi expliquer ñan ñoo ko def loolu wax na ni ñi ko rendi mi ngi leen di gis chaque jour ñu ngi ci koñam mi ngi leen di gis chaque jour te xam nga loolu aveu la loolu autorités yi militaire gendarme yi police war na ci def liggéey te defuñu ci dara wax na ne ñi ko rendi woon xam na leen ñi koy romb chaque jour mais ñemewul wax ñemewul ndem ne leen yéen la lii ak lii ak lii comme que dem na ba wax loolu na ko policiers yeeg yooyu approché mu wax leen ñan la ndax ñooñu dinañ def yeneen jéyee ci biir koñ boobu dëgg la
bu fekkee ne mi ngi leen di gis. te waa koñ bi yëpp xam nañ leen te kenn ñemewul wax y a problème. doy na waar Fatou Baba yéeme na. man de amul daal ma wax tey. ah. Oustaz Makhtar wax na lépp de. wax na lépp Sarr Mbul tey moom. man sa sant naa Sarr wax na lépp. man état maa leen gën a faral ndax man ci ñoom laa bokk. waaye waxuñu dara. doy na waar. ak xale bi ñu rey xam nga ne nee naa sax yàlla dina rey sa doom nga jooy ba soo ñun la muñal. waaye njëbbu sa doom rey ko indi ko teg ko ci kër gi. loolu moo gën a métti. xaw ma Sénégal xëy na fi du Sénégal fii la. ñun ay kii lañ beneen race lañ. duñu ay sénégalais de beneen race lañu. doy na waar mais ki ñu rene tamit. mu ne ñu ñëw ma rende ba pare te sañu ko boole. man dul jaaxal na ma. am ay waa këram dafa ragal. dafa ragal léegi na dem man su ma nee naa sama borom kër bu une heure da nga yabal ñu jël si ma dem ñibbi. yow mi waaw dootu ko defati. ñëpp la ñu yóbbu di. d'accord dégg na la xam naa. Momar ma ci wax dara. ñu ngi lay ziar beneen yoon di la dalal. maa ngi leen di delloo ziar. waaw xam nga phénomène bi dafa nekk loo xam ne lu doy waar la. ci deux sens. premier sens bi mooy li oustaz wax. état mooy ki nga xam ne moo fi war a taxaw pour indi sécurité. obligation la pour ñoom ñu assurer sécurité population. sécurité 100% sax amul. mais bu jéeyee amee état dafa war a taxaw. population yi sentir na état am na taxaw na. mais bu fekkente ne bi tey cas yu mel ni mi ngi am di amaat ministère de l'intérieur dégguñ ko gisuñ ko mu mel ni amut dégguñ gendarmerie dégguñ police dégguñ leen ñu def déclaration forte dégguñ kilifa yi réew yi gën a mag ba ci président ñu wax ci mbir mi wax boo xam ne wax bu montré comme niñ defee ci mbirum Espagne yeeg Italie yeeg coow yooyu am ñu nga xam ne sax xaw na sori sentiruñ daal maanaam état bi administration bi daal sentiruñ ko ci lii nga xam ne moom moo am loolu c'est anormal loolu kenn mun koo nangu dina tax sax nit ñi di xalaat sax yoo xam ne xaj na du loolu waaye munul c'est pas normal munul nekk ne ñii ñu ne yow lañ dénk sécurité problème sécurité am gisuñ la dégguñ la loolu moom c'est inacceptable mais il faut comprendre que plusieurs choses mën na am xam nga genre affaire yi bu commencé am mën na nekk ñoo xamante ni dañuy xërëm ndax am na ay genre xërëmkat yoo xam ne dañuy soxla ay cëri nit te gis nañ ne en général bu ay affaires yi xëccoo amee élection dañ xamuñ ne nguur yàlla koy joxe ku ko yàlla war a jox doo ci jot boo doon rey fukki junne yi xale yi sax du tax nga jot ci am na cas yu mel noonu am na yeneen cas yoo xam ne nit ñi dañuy profité ci cause bi pour def yenn ñaawteef yi am na ñoo xam ne dañoo déréglé mooy ñoo xam ne soit dañuy tox yàmba tàggoog seen sago wala ñoo xam ne seen bopp yi neexul suñ déggee ne dara am na rek dañ ciy dugg moo tax léegi-léegi nga gis sax yenn zone yoo xam day am ñoo xam dañuy ñëw di taal bu kiyee taal ñu ne temps yi taal yi bari na nga gis ay dof yu commencé ñoom it bokk ci taal yi ndeysaan donc loolu yëpp dafay jaxasoo mais allahuma alamin yàlla daal moo xam li am ba des daal mooy autorités yi war nañ cee kàddu yu leer nañ war nañ ñi tamit wone matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko mais nag tamit population yi am nañ ci responsabilité parce que boo yoree sa doom mu nekk xale bu ndaw nga dem bàyyi ko xamoo sax fu xale bi nekk wala nga di ko jël di ko yónni ay place yoo xam ne yow leer na la ne xale bi tolloogul matukaay yónneen tàggante itam am na ci kon état bi dégguñ ko war nañ ko dégg ndax état moo war a assurer la sécurité des personnes et des biens waajur yi war nañoo téye seeni doom yi tamit war nañ tam fexe ba ñi nga xamante ne bii dénoncé na leen ne ñii kat identifier nañ leen xale bi nañ naxanteeg moom ba xam mu mun ñoo won ñi nga xam ne ñoo ko doon fexeel ak i tamit ñu fexe ba ñi nga xam ne jàpp nañ leen en flagrant délit ñu def leen ay daan yoo xam ne yu exemplaire la parce que tam loolu moom c'est extrêmement important mais daal malaise bu métti la bu doy waar la te li oustaz wax loo xam ne la politiciens yi suba ba ngoon ñi ngi waaj ci rajo yëpp di wax
war nañoo wax ci mbir mi parce que ñoom dañ wax ne dañ bëgg a defar. kon li ñuy itteel ñun askan wi loolu war nañ cee wax. mënuñ comprendre chaque jour suba ba ngoon ñu ngi wax ay yoo xam ne amaluñu njëriñ. te li ñu amal njëriñ li ñu xaar ci ñoom waxuñ ko. kon tam loolu aussi je pense que c'est extrêmement important. en tout cas daal ñi ngi xaar ñi ci war a wax yëpp ñu wax ci. waaw parce que sinon day nuru leneen. doy na waar nuru na ko kay ba pare sax. waaw day nuru leneen. dëgg la merci ñu ñuy signalé léegi nii rek que ne am na benn xale bu ñu sàcc marché ngelaw si instant bi actuellement nii léegi si instant bi nii ñu ngi noonu di jàpp sàcc bi di ko jox ak moom di ko yóbbu police pour dire que c'est lii moom tamit à l'instant nii mi ngi xew ci marché ngelaw moo tax suba incha allah dinañ ci ñëw suba dinañ ci ñëw comme tey dañuy tënk li ñu doon waxtaanee suba dinañ ñëw ci façon bi tamit psychose bi tam bu mu teree nit ñi ne ñiy teey ndax dégg naa am na ku yore doomam ñu jàpp ko dóor ko ba mu bugg a dee te ab doomam la yore donc nit ñi tam nañ tey nekkul ne kuñ gis mu yore xale rek dëgg la donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel ndax lu am solo la dëgg la suba dinañ ko yaatale incha allah ci plateau Ndenkaane dañuy dem xool nag suñu premier élément baal ma yaa ngi wax sànq ñi rey ñu teg leen daan xam nga daanu rey mooy lan ku rey ñu rey la yàlla ëpp ñu ko yërmande nit ñi ëpp ñu yërmande yàlla waaw mais boo xoolee fii ci Sénégal dañoo changé woon loolu ndax boo demee Amérique ku rey ñu rey la yàlla bi ñu soppi ko boo demee Amérique ku rey ñu rey la mais terewul nit ñaa ngi rey ndax ku dem bay faat bakkan da ngay nekk ci situation boo xam ne faale woo ñu faat la wala ñu ñàkk la faat ndax loolu du ñëw sa bopp waaw xam nga nit nag alkaande moom moment ba ñuy faat soit dañuy tàggaleeg seen sago ndax dafa am yu ñu jëfandikoo wala day fekk ne nekk nañ situation boo xam ne dañ naan luñ am jël bu ñu reyee ba pare la ñuy doog a ximmale ko donc tamit loolu nañ ci def attention parce que kay faat ki nga xam ne dafa toog planifier faat kooku waaw mais da ngay gis nit xuloog nit rek yëkkati dara dóor ko mu xaj na jógul pour faat ko mu dee ñu ne nañ rey keneen tamit mettons da ngay gis nit di faat boppam sax waaw di xaru xam nga kii dem bay faat boppam tàggoon na ak sagoom mun na nur ku normal mais amul kenn ku normal kuy faat sa bopp dëgg la astama ak faat nit donc je pense que c'est extrêmement important ñu xam loolu aussi d'accord donc li ñu war a xeex nga xam ne bokk na ci lii tax faat yi di développé pays yi développé yëpp am ay faat yu bari tàqale kook sago yi nit ñi di tàqale kook sago di utiliser ay drogue ay sinémbar façon bu ne ak sàngara yi bokk na ci li koy yokk ak li koy moytul dëkk boo gis loolu bari fa rek reyee daf fay bari ndax po période yi nga xam ne ci lañ koy def day fekk ñu taxali kook seen sago da ngay gis ku nekk ak sa jabar ba ci yàgg rek xoj ko ne waa benn jinne kii fekk dafa drogué xam nga tam loolu yëpp dafa nekk yoo xam ne il faut ñu jël ko en considération moo tax islam prévoir na yooyu yëpp nag islam daf ko prévoir waaye nag nekkuñu république islamique sóoraale na ko mais teewul ku rey ñu rey la mooy solution bi waaw non waxuñ déedéet ñun jàppuñ ne loolu solution la parce que tant que lay ñun loolu lañ maanaam yàlla moo ko wax pas ñun léegi yàlla moo ne ku rey ñu rey la léegi suba dinañ débat boobu loolu leneen la non wax ma li yàlla wax xam nga tamit il faut que ñu waxtaan mu leer ci bopp nit ñi pour mu leer ba ne yàlla moo ne li fiy jëlee rey mooy rey ku rey ñu rey la loolu sariya moo ko wax yàlla moo ko wax waaw d'accord mais sariya mooy sariya rek d'accord mais li ma bëgg ngeen comprendre mooy ki nga xam ne dafa toog planifier yor xelam ne xaaral ma rey kooku bokkul ak kii reyaate ñiy def loolu tuuti lañ ñooñu ay organisation lañ léegi ñooñu ñu faat du ku rey rek ñu rey la am na circonstance yooyu reyee te duñ la rey waaw mais xam nga bu fekkee mais yàlla bu ne ku rey ñu rey la waaw ku dawal sa oto sa propre doom nekk sa ginnaaw oto nga arrière rey ko ñu rey la duñ la rey dama lay wax am nga rey nga ba tey maanaam diine bu waxee rey waxul ku jug rek ñu rey la waaw mais damay expliquer ne la donc situation yi il faut ñu jël ko en considération li am solo du question ku rey ñu rey la nañ def ba rey yi wàññeeku loolay wàññi rey yàllaa ko wax yàlla mi bind nit ñi moom du wax li muy wax dëgg États-Unis yàlla moo ne ku rey ñu rey la moo fi jëlee rey États-Unis ku rey ñu rey la est-ce que xam nga loolu d'accord dañ lay masse courant wala ñu pikiir la nga dee du état yëpp États-Unis laa wax quelque état la ci état yañ koy def nit ñaa ngay rey ba tey waaye yàlla nee na looloo fi jëlee rey ci réewum jullit waaw waxuma li yàlla wax de waaw man nag li yàlla wax laa wax waaw mais xam nga li yàlla wax ñu ko appliqué intégralement ndax nekkuñu réew islamique
ok léegi Momar non du problème l'islam problème moral la. Ousama Tar ku rey ñu rey la problème moral la. léegi lii xoolal suba incha allah d'accord ba rey du am. waaw yéen ñaar yéen a bokk sax li ngeen di wax mais débat la boo xam ne incha allah dina feeñ ci waxtaan bi ndax ni nga ko ubbee lim la wax ci dëgg la nekk yow it am na li nga wax loo xam ni tegu na ci yoon du ko rey rek ñu rey la moom laa leen ni islam def ko prévoir loolu la tontu islam prévoirul ku rey rek ñu rey la. cause bi tax nit ki rey islam daf ko càmbar ba xam ni kii war nañ ko rey ñu rey ko kii tayu ko daa war a am lu mu joxe loolu yëpp dina feeñ incha allah ci buñ ñëwee ci waxtaane faat gi nga xam ne dafa takkarnaase fii Sénégal. fil qisaasi xayaatun. waaw la yàlla wax. nee na ku rey ñu rey la. mooy tax ngeen di dund bu dal. dëgg la en tout cas da ngay gis ab caamil bu ne la. dama lay rey te dem kaso. déet waaye bu defoon ci xelam ne dama lay rey ñu rey ma. du la rey. nit dafa bëgg bakkanam rey seen bopp nag duñu xaar sax jugement. ana ñooñu nag yàlla moo leen di gisee. ñooñu yàlla moo leen di àttel boppam kii war a rey. yàlla décidé ne day rey kenn mënu ci dara benn. deuxièmement ki nga xam ne mi ngi dem bay rey état d'esprit ba muy nekkatut nit normal ndax nit normal ànd ak xelam normal. du rey nit buy jóg di rey nit loolu c'est. mais d'accord nga ni yàlla moo gën a xam nit. mais on est d'accord moo tax ma ne la bu ñu wax affaire yàlla. ndax actuellement li ñuy wax fii nii. affaire yàlla moom faaw ni ñu organisé suñu réew mi organisé wuñ ko ci base yàlla dañ ko organisé ci base loi. peine de mort du affaire l'islam. non attends déglu dama lay. Amérique àtte woowuñ l'islam. léegi nañ bàyyi ba ñëw ci léegi Momar comme loolu du suñu thème tey. suñu loi dafa wax ne. ñu xam nga Sénégal bu ñu kiyee ñu wala nga ñëw ci incha allah. Sénégal amoon na peine de mort ñaata nit lañ fi rey. ñu rey nit. d'accord léegi après dinañ ci ñëwaat. déedéet damay wax rek xam nga peine de mort amoon na fi. waaw mais est-ce que boobu ci cadre l'islam lañ ko indee woon. non déedéet moo tax ma ne bul wax cadre l'islam waxal cadre loi. peine de mort amoon na fii ci Sénégal. waaw. ñaata sénégalais lañ rey parce que dañoo rey nit. man de ca ka ma déggoon kenn laa déggoon. tentative lañ waxoon sax affaire bi leerut. donc li nga xam ne moom moo ci nekk mooy nan la ñuy def ba wàññi rey yi wala fexe ba rey dootul am sax mënut a am mais nañ ko mun a wàññee. bokk na ci xeeti lii nga xam ne mooy drogue yeeg sinébar yi nga xam ne mooy tax nit ñi di tàqaleeg sa sago di def loo xam ne en temps de paix duñ ko def ñu wàññi ko xeex ko lool te loolu responsabilité état mais bu dee ñu koy xeex ñoo koy favoriser fu ñu jëm waaw moom la ñuy wax loolu mooy mbir mi foofu la problème bi nekk waaw parce que réew yi développé yi sax ñu ngi ci jafe-jafe yooyu dëgg la alors ñun li ñu may chance ñun réew yi nga xam ne ñooy réew yi mel ni ay Sénégal mooy diine ji mais diine ji dafa dellu ginnaaw ndax ñun waajur yi niñ ko waree sàmm ak suñuy doom sàmmatuñ ko comprendre nga ñii nag dañ fee toog ku mel ni Oustaz Makhtar voilà comme dañoo nemmeeku ne diina ji dafa dellu ginnaaw ñoom dañu toog pour diina ji nit ñi yëgaat seen responsabilité bàyyi wax xel seen borom bi leen bind indi leen fii ci kaw suuf am nañ solo ci lépp loo xam ne moo jëm ci li ñuy wax nii yëpp dëgg la ndax bu parent bi découragé wala mu démissionné toog nga yore ay xale yu ndaw doo leen xool ñuy traversé tali ñuy dem da ngay gis koo xam ne di nga gis jigéen joo xam ne doom ji dina ko réer pendant 4 heures de temps du ko laajte sax. day jàpp ne c'est normal. dëgg la doom ji am 5 ans. nga toog 4 heures de temps gisoo ko jéem ko sax li jënd. xam nga kon am na maanaam responsabilité yi dafa bari am na ci état bi am na ci population yi. responsabilité partagée la daal exactement d'accord léegi nag il faut que ñun léegi suba dinañ ci ñëw. voilà dellu ci yàlla dellu ci diina ji. dellu ci loi dellu ci yoon pour que mbir yi wàññeeku. dëgg la yow da nga waxee loi Oustaz Makhtar waxee diine ndax diine nag. moo tax mu toog naa ko li muy wax. mais dama ne ko ñun nekkuñ ci cadre état islamique. état bi nekk état boobu dañ ne base loi la état constitution république la. li muy wax d'accord naa ci ak moom. ci léegi yàlla ma waxee ma ci cadre boobu tamit laay bañ jaxas dugg ci. waaw dama ne la peine de mort du affaire l'islam. déedéet xam nga da ngaa tudd l'islam mais affaire morale la. soo tudd loon l'islam bu fekkoon peine de mort xam nga ne nga voté woon nañ ko fi mais boobu teguñ ko woon ci cadre l'islam. léegi buñ ko tegoon ci cadre l'islam am na fi mais defuñ ko appliqué wuñ. d'accord léegi xaaruñu xool suñu premier élément. après yàlla moo ne rey moo fi jëlee rey loolu du dañ. Samata loolu aaya la dañ koy jàng. Samata yow xam nga ni yow dara bu mu la jaaxal dinañ ko fi leeral ba mu leer incha allah ndax thème bi dinañ ko jël. waaw mi ngi doxal sariya te kenn du fa rey. Arabie Saoudite sax dañ fay rey sax bariwul. taux bu pourcentage bu néew la. mais dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëw dinañ ci ñëwaat léegi ñu xool suñu premier élément te ñëwaat incha allah.
seen xel màcc lool ci feebarum bëñ ñi ñu duppee chirurgie dentiste doon ñu xarañ waaye it ñu dal ci seen liggéey bi bu ñu sukkandikoo ci docteur yi le seet geek seetantal gi lu am solo la ngir mën a faj ki feebar. Consulter le parrain ne la lii moo la jot mais à partir de ce moment vous commencez bu ngeen d'accord ci terme yi vous commencez di la faj. dentiste bi dafay def li nga xam ne mooy examen clinique c'est-à-dire que foofu lay ñëw saytu malade bi nag bu ñëwee doo yem rek ci xool bëñ bi da ngay xool moom wér-gu-yaramam yépp da nga koy laaj question laaj ko yow amoo diabète amoo tension amoo hémophilie amoo spasmophilie sa biir famille est-ce que amul ko am diabète est-ce que amul ko am asthme est-ce que amul ko am tension c'est-à-dire question yooyu boo koy pose malade bi da lay dimbali pour yow sa biir faj nga bañ a def ay erreurs. lii ñu duppee carie dentaire moo doon nag jafe-jafe bi nga xam ne patient yu bari ñu ngi koy jànkonteel professionnel yi ñoo ñu ko xamal. demee ba ñu xoosal la sa bëñ dañuy dindi émail bi dañuy dindi li nga xam ne moom moo weex te loolu moom mooy protéger bëñ bi moom mooy aar bëñ bi bu loolu tëñee bëñ bi dafay exposé wu à toutes sortes d'infections dégg ba tax na li ciy mujj mooy le plus souvent dañuy wekki bëñ bi boo demee seeti dentiste dina la wax ne bëñ bi léegi amatul benn njëriñ mënatuñ ko fi denc parce que buñ ko fi dencee aussi ci sa coono rek lay doon. liggéey bi nag bari ay risque lool ndax kat li ñuy mën a jànkoonteel ak feebar yi dafay yomb lool ci ñoom. comme ñun dañuy liggéey ci gémmiñ or maladie yu ci bëri dañuy am répercussion ci gémmiñ wala maladie yu ci bëri ci gémmiñ di la ñuy dugge daal di soog a répandre ci organisme bi tax na ba ñun dañuy aar suñu bopp yaar yooyu ci jafe-jafe yi la bokk aussi. le VIH lu mel ne sida lu mel ne hépatite xam nga yooyu c'est des choses très transmissibles surtout lu mel ne hépatite nga xam ne tuflit moom dafa gaaw a wàll c'est très facile donc ça c'est des risques aussi bien pour le praticien que pour le malade. même bu fekkee ne ñenn ñi am nañ seen cabinet bopp professionnel yi nag bëral seen kàddu ni liggéey bi amuñu ci fay bi mu waxee fi ci réew mi buñ koy mbéngalee ak li xew bitim réew. investissement bi moo diis parce que pour nga mën a ubbi tey cabinet dentaire lu muy laaj ci alal dafa bëri donc balaa ngaa dem tey ba ñuy wax riche balaa ngaa dem ba retrouver sa xaalis investissement bi nga ci def ça peut prendre quand même du temps mais vraiment mën nañu wax ne quand même ñu ngi sant yàlla. Les dentistes, la plupart des dentistes, des hommes de la santé d'une manière générale mu jóge ci infirmier bi ci médecin bi ñu ci bëri sacerdoce rek moo leen dugal ci métier bi. ci noonu sax ñuy ñaax ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñuy jàng métier bi di dentiste ñu jiital bëgg-bëgg bi pour mën a dugg ci liggéey bi. dentiste nekkul métier bi nga xam ne damay jóg rek sama coobaree bopp bëgg naa tey nekk mécanicien wala bëgg naa nekk plombier wala bëgg naa nekk ouvrier ma dem jàngi. fekk d'abord nga bëgg ko. boo ko bëggee da ngay aw ci yoon yi nga xam ne moo lay permettre nga yegg fukki ci métier bi. c'est-à-dire sans choix. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Carie, traumatisme dentaire, anomalie émail, parodontopathie ak yeneen loolee nag moo nekk feebar yi nga xam ne mën na laal bëñ ci noonu ñenn ñu bari di spécialisé wu ngir mën a faj yéeli feebar loolee sax tax ñi nga xam ne ñu si yëngu ñoom di ñaax askan wi ñuy faral di seeti fajkatu bëñ benn yoon ci at bi ngir mën a éviter yenn feebaru bëñ yi. ñi ngi jaajëfal Adjara ci élément bu am solo bi xam ngeen ni tey mooy journée mondiale de la santé bucco-dentaire tey la bëñ moom dafa am solo ci nit man maa ngi bàyyi sama waa kër ñett ña nga jëm hôpital fi mu nekk nii di faji seeni bëñ ca daara ja ndax bëñ moom li nit ki di lekk mu koy jëriñ day commencé ci bëñ bi ci sàqami bi ci yéy bi ndax dañuy wax ne
kii lekk sax léeg-léeg te du suur ñàkk ko sàqami moom mooy tax léeg-léeg kii am problème mu estomac mooy problème mu bëñ lay am dina dem ba indi la sax problème mu cardiaque moo tax bëñ dafa important ci doomu aadama ba pare nag mu nekk ay garde ci nit ki ndax yàlla dafa defal gémmiñ ay garde defal ko siiñ jël ay bëñ teg ci daal di jël tuñ teg ci làmmiñ pour rek bañ nga wax loo xam ne waruloo koo wax loolu tamit bokk na ci kéemtaanu yàlla yi muy commencé ci benn ba 32 léeg-léeg na nga dem ba màgg mu xaw a manqué ndax léeg-léeg mu metti ñu buddi ba olof di wax naan bëñ buy metti ak soxna su doy waar ñooyam buddi sànni mais est-ce que léeg-léeg dafay nekk solution Badiane Louise soxna Zeynab solution loolu Oustaz Makhtar dina si ñëw beneen aspect bi mooy dañuy wax ne Sénégal 76% de la population dañu am problème mu gémmiñ ak bëñ parce que santé bucco-dentaire la ñu wax donc aspect bu doy waar la kër goo dugg kër ba génn gis fa kenn ko xam ci kër gi kenn mësul dem ci dentiste mënul nekk léegi xale yu ndaw ñoo waaw léegi lu ñuy dañuy ñëw d'abord ci aspect wu lan moo gën a indi problème dentition lu ci gën a bëri lu ko indi ci Sénégal mooy sucrerie yi olof yi booy wax olof yi mooy cam waaw mooy sucrerie yi day tooñ sucrerie yi li ñuy wax ne médecins yi dañuy wax ne dafa am ay sondage yu wax ne ñoo koy gën a favoriser chez les enfants goûter yi école yi ak jardin d'enfants dañuy gis xale yi waaw jus local yi amul problème mais jus industriel yi mooy gën a indi problème mu boisson yeeg jus importé yi ñooy gën a indi ak sucrerie yi chocolat yi tàngal yi bonbon yi ñooy gën a indi loolu benn aspect boo xam ne mag yi ñoo koy def nag mooy tabagisme mooy mbirum tox bi tamit day indi wàllu bëñ ñuy wax tamit ne gémmiñ lu mu mën a indi ci feebar dafa bëri donc ñi am problème santé bi ko ñi am problème mu bëñ en général fii lu Sénégal lu fi gën a bëri mooy carie dentaire bi dañuy wax ne médecins yi dañuy faral di conseiller population yi dañuy dem ci médecin même bu fekkee dara dalu la ci dentiste au minimum benn yoon ci biir at bi te tamit ku seetlu benn tache bu noire ci sa biir gémmiñ xamal ne c'est un problème très sérieux waaw carie waaw parce que ñu bëri dañuy am carie mais comme méttiwul rek ñu bàyyi ko bul xaar ba mu métti pour jusque wax ne tache noire yooyu mooy indi problème xol mais tamit bu ci gën a sérieux mooy indi problème mu rein donc li ñu naan gémmiñ sori na ak loolu mais pour dire que daf koy indi beneen aspect bi mooy lu ñuy wax docteur mi ngi wax sànq ci wàllu émail ñi bëri gis na ñuy am problème mu dentition problème bucco-dentaire mooy xale jigéen yi sama morom yi nga xam ne dañuy jël ay strass lu nekk di ko taf seen bëñ ñooñu ngay gis tamit bëñ bi dem ba noircir parce que dañu jël émail jël crési wala colle bu ñu mënti jël taf benn bëñ pour seen sourire rafet mu am éclat ñooñu dañuy dem ba émail boobu colle boobu bëtt seen émail yu dans bëñ bi ñuy faral di dem ba seen bëñ bi di noircir bu noircir après mu indi mauvaise haleine boobu tamit mi ngi yemul ci bëñ bi kese bu ñu yaakaar ne ci bëñ bi kese la ñu yem mais mi ngi dem ci appareil digestif bi yëpp di indi ay loraange yu bëri pour dire que problème mu bëñ c'est un problème très sérieux au Sénégal koo ci gis bu dul gémmiñ mi ngi ci signes yi ñi ci tamit dañuy am ay ñu koy waxee. des fois mu am pat. waaw pat exactement. da ngay am ay boule ci sa kaw gencive nii lu mel ni taab. nga koy négliger. fekk ne mi ngi lay jural ay loraange yu extraordinaire donc en grosso modo problème mu bëñ moom problème mu gémmiñ kenn waru ko négliger. comme lu ñuy wax rek chaque année bu ñu xaar ba nit am métit bu ñu xaar ba am pat bu ñu xaar ba am carie bu ñu xaar ba ñuy buddi bëñ pour dem ci dentiste chaque année war nañ dem ci dentiste benn yoon. benn aspect bu ma jaaxal rek loolu may promettre population bi que ne téléspectateur Ndenkaane que dinaa ci gëstu te dañ ci indi ay réponse mooy du ñu gis benn aspect bu bees bu récurrent léegi mooy nit day dem ci dentiste ñibbi si dee. dégg ma loolu c'est très fréquent léegi. man rek personnellement xam naa ci ñaari nit ñoo xam ne buddi nañ seen bëñ ñu jógee ci dentiste. ndeysaan waaw pour dire que bëñ dafa laal dafay laal ay nerf. mais erreur dentiste yi bëri nañ tamit trop léegi. parce que nit normalement buddi bëñ ça doit être très banal. nit buddi bëñam ñëw ay douleur kon di ko bëggee sonal. wala buddi après bëñ bi dam mu des ci biir. waaw problème yooyu dafa bëri trop léegi donc soit dentistes yi ils sont pas assez formés soit dañuy bàyyi étudiants yi. nañu xoolaat loolu bu baax parce que mi ngi indi ay loraange ci ay njaboot yu bëri. dëgg la Thiama. man sama bëñ dañ ko wekkee ba pare te kooku poosé ko ba tey.
waaw moom mun na la ko wekkil mais poste bi xaalis lay jar. déet moom moo ma ko waxoon fa dafa nekk ministre. wala ñu delloon la bëñ bi ci. déedéet dafa nekk dafa ko wekki ba pare. un mois ñu fal ko ministre léegi mu ngi noonu mu ne ma demal nga fa nekk ma ne ko du ma def mu Anta Sarr jàpp mu ngi may dégg. mu ngi lii de mooy sama dentiste. wekki ko ay un mois ñu fal ko ministre. waaw ma dem fa ma ne ko yow doo ko posé ki ko wekki moo koy def Anta Sarr jàpp mu ngi ni mu ngi may dégg. moom léegi la ko defaral. bu ko defarul maa ngi ko koy. te sama doxee nag yaa ngi ko koy fàttali daal. bu naa am sama kayit de mu ngi ni moo ko wekki. waaw Anta Sarr jàpp yaa may dégg. léegi su lu mu nekk sama Anta Sarr jàpp ko. solidarité nationale. dindi ba ñu jàmbur dem solidarité def te bàyyi ñu nii. mu ngi ma def mu ngi nii. waaw dala doon faj rek caama. wala na ko delloo pay doo ko dem liggéey maa ngi ko koy topp ba tey de te man dama ragal affaire bëñ. mooy sama dentiste bekk ba ñu jàmbur. ñu fal la. ñu war defaat ko ba ñu doo ko dem def leneen. chaque jour ma wax ko. te dafa war a toog di la xaar yow nga ñëw mu war la ko defaral. mais dañuy yóbbu suñu këyit fay suñu xaay pour ñu wekk pour te moom loolu lay liggéey. jeex na yow wekki nañu la ba pare. d'accord man ñaari këyit la dégg na la. wekki ak ñu defaat bëñ bi. waaw d'accord may dégg. waaw dégg na la waa Fleuve. dégg na la sama bëñ bi bu ko posté wul. dina ko posté Macky Sall dina ko wàcce. d'accord déedéet ëpp naa def Momar. waaw am nga lu am solo la mooy ne Sénégalais yi en général comme ni africains yi rek ñu ci bari dafa am yu bari yu ñuy néewal yoo xam ne yu am solo la xam nga tubaab day wax ne war ngaa dem ci dentiste benn yoon par année mais Sénégalais bu ko dara méttiwut du dem. day métti sax muy muñ. waaw comme man. waaw parce que sawarul ci ay affaire yu. xorom la ciy def de xorom yooyu sawarul ci. xorom lañ ciy def nit ñi tamit waaw. quartier laay jël ko jaay. nit sax biiram day métti ñu ne naanal vinaigre. donc yooyu yëpp parce que dañuy xaw a ragal docteur. beneen bi itam mooy ne docteur itam dafa seer ndax feebar boo feebar lu mu suuf tuuti xaalis bi ngay génne day am solo. surtout mbirum bëñ moom. voilà mbirum bëñ moom dafa xaw a seer. beneen bi itam mooy ndox mi ñuy naan tam mun na indi jafe-jafe. boo dëkk demee ci zone yi mel ni ay Gossas ay Kaolack. waaw comme ñun ñi dañoo am ay bëñi or. waaw moo tax sa bëñ nekk or ni. waaw ndax dafa am lu ñuy wax fluor. léegi fluor boobu am na avantage am na inconvénient day dëgëral bëñ. da koy dëgëral ay genre carré gi yooyu du bari ci ñi nga xam ne seen bëñ yi dafa bari fluor. ndax boo xoolee sax am na ay pâte dentifrice yoo xam ne dañ ci yokk fluor. waaw ngir gën a mën a dëgëral bëñ yi. waaye su ëppee dafay indi ay soppeeku. am na tam ay genre xeetu maanaam antibiotique yoo xam boo koy naan tamit. dina changer couleur bëñ yi. da koy jox benn genre couleur bu xaw a xàll. yooyu itam bokk na ci yi nga xam ne moo ci jëm mais li muy wax ni am na solo ci ñi nga xam ne dañoo buddi seen bëñ yàlla def ñu wuy ji seen borom. parce que bu fekkee ne infection bi dafa dem ba benn niveau parce que xam nga lu jege bopp la. waaw te bu fekkee ne da ngaa yéex a dem ndax ñu bari dinañ am métit di ko muñ fekk infection bi dem na ba tasaare. bu defee septicémie boo ñëwee buddi day bëñ bi tamit fekk ne da ngaa yéex a ñëw. nit mun na am bëñ buy métti mu def infection ba feeñ fii ci biti ba góom bi bënn ci biti. loolu yëpp dafay nekk. am na ay xeetu feebar yu bari yoo xam ne tey jii ñu ngi am ci bëñ. yoo xam dañ koy sàgganee mu indi jafe-jafe. mais fi ma d'accord ak moom mooy fi wax ne jus yi nga xam ne jus naturel yi garaawul tey lépp lu am suukar dafa garaaw. jus naturel yi dafa am li ñuy wax acide citrique acide yooyu dafay attaquer sa bëñ. soo bëggoon léegi sa bëñ toj. su guddee rek naanal di tax rek tëdd nelaw te bul. te galaxndikoo wala broso wala soccoo. boo naanoon di tax tey ci guddi léegi bu saf suukar nga tëdd boo xëyee suba teel boo bësee sa bëñ toj. mais colorant artificiel yi ñoo gën a mën a yàq bëñ par rapport ak jus naturel yi. d'accord wa parce que en fait boo xoolee même kii yi même. loolu c'est un fait. même brosse à dents yi. yii ciy def ay édulcorant artificiel lañ ciy def yoo xam ne def ko suukar la lay jox te du suukar donc pour dire que acide bi mooy yàq émail. te boo jëlee fruits yi ngay gis yëpp yu ci bari dafa am acide citrique moo xam lépp lu jëm ci ay xeetu orange yeeg citron yeeg yu mel noonu ay bisaab ak yooyu yëpp. di ko wax day sa bëñ. d'ailleurs exactement d'ailleurs sax boo ko yàggee naa da ngay gis nga ne sama bëñ yi dafa da ngay gis sensibilité bi dafay yokk. parce que ñaari yëf yu garaaw ñoo ànd mooy suukar bi ak acide bi ñaari yooyu day indi jafe-jafe
ndax suukar day yàq acide bi day yàq donc ñoom ñaar suñ booloo nag day gën a yokk seen day gën a yàq lépp lu am suukar daal ak lépp loo xam ne dafa acide dafa dangereux ci li nga xamante ne bi moom mooy bëñ bëñ nag dafa am solo parce que wax na ko sànq bëñ fii la mais mun na laa indil feebar ci biir moo tax boo xoolee dañ naan odontostomatologie maanaam bëñ ak affaire yi biir parce que ñoo bokk lënkaloo ndax soxna si nee na dafa am bëñam buñ bu di remplacer wuñ ko soo ko remplacer wul mun na tax bëñ bi ci kaw di jéem a wàcc bu lu gën a bari et cetera ndax mâchoire dafay dund yax yi ci nekk day dund moo tax nga gis xale bu fangee ñu defal ko ay weñ xëccal ko bëñ yi day delluwaat ginnaaw mais day ci diir bu gudd la donc feebaru bëñ mun na indi comme nu mu ko expliqué sànq ay feebar yu jëm ba ci dënn sax ndax dafa xaw a jegewantoo daal ak fi mu dafa sensible ci fi mu nekk ci bëñ loolu moo tax bëñ daal lu ñu war a bàyyi xel la bon suñ ko dul brosse tamit dafay teg benn genre calcaire boo xam ne dafay indi ay jafe-jafe ci bëñ yi donc daal loolu daal nekk na loo xam ni il faut nit ñi xam nga même ni ñuy brossoo waaw dëgg la dafay jouer ci ni nga xam ne moom la bëñuy mel dëgg la dëgg la donc yooyu yëpp daal ñu bàyyi ko xel d'accord merci moo tax jàpp naa ni war nañ di def benn programme d'éducation sanitaire ci école yi ndax xale yi bu ñu leen formé ñoom dinañ mën a góorgóorlu informer seen i yaay yeeg seen yi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci kër gi loolu tam c'est très important dëgg la merci Oustaz Matar waaw Seyda defe naa islam moom ak a sóoraale bëñ bàyyi ko xel ba yonent bi di wax ne bu bañul woon a sonal kenn sallallahu alayhi wa sallam julli bu nekk day ànd ak socc bala ngaa jàpp di julli dëgg la waaw loolu mooy xadiisu abi hurayra ba lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki inda kulli wuduin mooy loolu nga firi noonu ci wolof su ma bañul woon teg lu métti samaw xeet dama leen di sas balaa kenn jàppati mu socc ba noppi socc nag buñ ko waxee bañ dugg na kon li ñuy wax ci sàmm bañ lislaam moom teel na koo sóoraale sayyidatuna Aïcha dem na bay nettali xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu muy waxee ne as-siwaaku matharatun lil fammi mardatun li rabbi mu ne soccu dafa laabal gémmiñ da koy setal waaye tamit day kontaan loo yàlla ndax gémmiñ mooy bunt bi nga xamee ne tudd gi ngay tudd yàlla fi lay jaar alxuraan ji ngay jàng fi lay jaar te loolu yëpp da lay ci bindal yiw moom sunu borom te malaaka yi kiy tudd yàlla dañuy ñëw ba jege gémmiñam ngir leer gi bàyyeekoo ci gémmiñam foofu nag ba amee xet gu naqari malaaka li koy lor bokk na ci xet gu naqari yonent bi daan na dem bay wax ne képp ku lekk laaj bul dugg ci sunu jàkka yi fekk xet gi dañul ngir rek bañ xetu gémmiñ xam nga ki nga xam ne juróomi yoon ci bis bi nee na su bañul woon lu métti dalay sas juróomi yoon nga koy socc ci bis bi ndax buñ ne julli gu nekk ak njàppam juróomi julli ci bis bi kon juróomi yoon nga socc ko ci bis bi kon kooku noonu leddu la sàggane lool mukk say bëñ nga koy bàyyi ba muy am xet ak di bën nag yu ni mel moo tax yenn lekk yi boo ko lekkee yeneen bi tout le temps da daan soccu rawatina bu lekkaan ba noppi lu ci mel ni tàndarma lu gën a gaaw ci yàq bëñ bokk na ci tàndarma ju tooy ji boo seetloo ñi nga xam ne ñooy faral di woor bu weeru koor gi jeexee da ngay gis ne ci la ñuy gën a dem ci dentiste yi te li koy indi bokk na ci ñuy lekk tàndarma ba noppi te duñu borosu tàndarma jooju noonu le bu desee ci sa bëñ acide bi ci nekk maara day taali loolu moom seetlul naa ko sama bopp ay nit it seetlu nañ ko moo tax kuy jëfandikoo tàndarma na nga bàyyi xel loolu heure boo ci noppee rek borosul waaye lekk tàndarma tëdd ñaareel weeru koor gi bu jeexee ñu bari ci la ñu am problème mu bëñ te bàyyiwuñ xel ne tàndarma ji ñuy lekk moom moo leen koy indil dëgg la merci Oustaz Matar benn aspect bu am tamit mooy ñi def dents en or ak dents en argent yi voilà xaw ma de fekkee am nga ci moom kon yow la man am naa mais ci dentiste bëñ waaw ci dentiste voilà dentiste moo koy def mais fii Sénégal da ngay gis ne tëgg yi ñiy jaay bijoux yi ñoo koy def ba pare pour man ndekete moom day luy faj la pas pour rafetal mais pour faj la voilà mais fii ñoo xam ne duñu ay médecins dañu koy def te loolu tamit
c'est pas normal. waaw loolu moom. waaw ay tëgg ay ñuy jaay jaaro yi da ngay dem rek ñu tegal la ko. pire encore dañuy gratter sa dent bi ba mu wàññeeku bu baax doog la ko tegal. xoolal bi kii moom dafa mujj defi yëpp moom nee na. bi bokk la kii bii protège la sax bi da nga koy teg. mais yeneen dañ koy xoos ba mu xoos sa bëñ ba mu wàññeeku bu baax. ñu tegal la ko ci. d'accord donc d'accord kon mi ngi noonu suñu élément ngi noonu ci wàllu santé. jëm ci li nga xam ne moom mooy bëñ defe naa nit ñi liñ ci wax dégg nañ ko ñun tamit dégg nañ ko ñu xool nag suñu élément bi ñuy dugal ci waxtaan wi nga xam ni moom la ñu war a waxtaane ñu xool ko te ñëw léegi. Bon, en fait ñun à notre niveau ASCOSEN réclamation yi gën a jot maanaam mooy ay congé lay doon préavis de congé ça veut dire que borom kër gi bëgg la génnee luwaat kër gi yokkaat ko jox la congé de 6 mois ne la damay defaraat wala damaa bëgg a dëkk léegi nag bu ñu gisee ni congé bu ñu la jox maanaam dëppwul ak yoon dañuy entamer benn procédure bu ñu woowee contestation de congé mooy opposition de congé loolu yoon moo ko may locataire bi donc boo defee opposition de congé bi boobaa nag yow yaa yóbbu borom kër gi tribunal du moom moo la yóbbu tribunal mais yow yaa ko yóbbu tribunal boo leen dem ba ci yoon nag yoon dina gis ne kat yow mi def opposition bi gis nga ni congé bi mu la jox dëppwul ak yoon donc là en ce moment ñu annulé congé bi wala des fois tamit ñu jot ay kayit yoo xam ne ñoo xam ne dañ indi lu ñu woowee un commandement tendant en assignation en expulsion maanaam pour défaut paiement de loyer ça veut dire que borom kër gi day bañ a jël xaalis bi ne la toogal jëluma sa xaalis nga toog benn weer ñaari weer mu indil la kayit ne da nga ko amel bor boo leen demee tribunal boo xamul fooy jaar mu génne la boobaa nag ñun boo ñëwee ci ñun dañuy gis ni moom daf la bëgg a tendre piège soit dañuy jël sa xaalis defal lu ñu woowee PV constat offre réelle ça veut dire que sa xaalis dañ koy jël jox ko UC bi yóbbul ko bu bañ a jël mu defal la PV constat offre réelle en ce moment ñu jël xaalis dem consigner ko au niveau des caisses de consignation tribunal bu ko defee booy dem tribunal jour bu mu la yóbbu tribunal booy dem da nga yóbbaale ru ci caisse de consignation bi bu ko defee juge bi da koy débouté de annuler kayit boobu ça veut dire que réclamation la ñuy ëpp lu ñuy jot wala des fois borom kër gi ne damay yokk boo mënta yokk da ngay génn léegi indi la lu ñuy wax assignation pour augmentation de loyer là en ce moment boo ñëwee boo demee tribunal ñun am nañu ay avocats yoo xam ne xëy na ñun ne ñoom dañuy liggéey ak ñoom dañuy jàppale ci ay kaawu locataires yi di plaider locataires yi gratuite boo demee ñoom dañuy jël seen dossier jox leen ko bu ko defee bu ñu demee tribunal bu juge bi xoolee ni yokk bi mu bëgg a yokk tegul ci yoon mu annulé kayit bi ça veut dire que réclamation daal la ñuy ëpp lu ñuy jot ci au niveau de l'ASCOSEN quoi c'est bon waaw mu synthétiser ko quoi mu gàtt c'est bon mi ngi noonu kon ñi ngi koy jaajëfal Idrissa Ba kii moom sama frère la ñoo bokk dëkk Thiaroye ñu ngi nuyu waa Thiaroye yëpp ba Sam-Sam Tali Karo Sam-Sam 1 ba 3 ñu ngi koy ziar bu baax a baax monsieur Ndaw Momar defe naa ni yow li ma wax sànq jaruñu lay présenté ndax ñëpp xam nañ li ngay yëngu mooy ne ñun dañuy consommer li ñuy consommer mooy li am nga xam ne mënut a ñàkk nit ki di ko consommer te li ñuy waxtaane tey daf ci bokk muy wàllu location ñu gis ne bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne am na ci te yéen seen combat mooy yombalal askan wi seen nekkin pour ñu mën a xam naka la ñuy nekkee mais surtout bii dafa sensible lool ndax dëkkuwaay ndax yàlla moo bindu doomu aadama defal ko sutura te kër sutura la ñu gis na tey problème yi bari na ci yéen jéego ngeen di def jëmale ko ci wàllum location alors jéego yi ñuy def mi ngi commencé ci commencement ba maanaam ginnaaw yàlla ñun ni ñoo tax ñu wàññi location bi ndax man dama seet gis ne daal am na benn étude boo xam ne agence nationale de la statistique maanaam agence bi wàññi nit ñi nga xam ne ñooy def recensement di dugg ci kër yi di compter nit ñi nekk ci biir kër yi pour xam Sénégal ñaata lañ agence boobu moo gisoon ne nit location bi yokkoo ci Sénégal dafa ëpp dayo ndax gis nañ ne ci période bi li nga xam ne mooy njëgum tabax maanaam ciment fer ak yooyu ak lépp bi ngay leb banque ak pay gi yokk gi mu yokk 44% la maanaam boo jëlee téeméer bu nekk ñeent fukk ak ñeent ñoo yokk ci téeméer bi ñu xañ ñi jàpp ne bu fekkee yow li ngay jënd yokk na ñaar war ngaa mun a yokk ñaar waaye ñu gis ne ci période boobu yi tamit yokk bi nga xam ne moom lañ yokk loyer bi mi ngi dem ci 256% bi maanaam yow 100 la dikk
nga jël ko yokk ko mu yokk 44 donc mu dikk la 144 au lieu nga jaayee 144 ngay jaayee 256 francs lan moo ko waraloon réew yi ñu wër dañoo amoon ay jafe-jafe Mali am jafe-jafe Côte d'Ivoire am jafe-jafe dëkkuwaay déedéet jafe-jafe ca biir réew ma yëngu-yëngu réew ma ñuy xeex seeni biir ñu am doole dawale seeni njaboot organisation internationale yi fa nekkoon dawale seeni organisation indi leen fii demande bi ñëw ak man-man ndax ñi am xaalis ñoo daw bañ ñëwee nag su ko defee dañuy paree fay lu seer loolu bokk na ci li yéegal njëg location bi ñu gis ne boo jëlee téeméeri location téeméeri ñi nga xam ne dañuy loué juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yi yépp nañ fixé prix loyer bi jaarul yoon te yoon depuis 1977 la wax nan nga war a fixé prix loyer 1977 Tanguy Senghor yàgg na de biñ demee ba 1981 président Abdou Diouf bi mu ñëwee mu ne lii ñuy yokkee loyer bi jaaduwul ku def location boo xam ne jaarul ni mu war a jaaree yoon dinañ la daan ba mun nañ la daani kaso 81 lañ jël loi boobu Abdou Diouf moo ko initié woon donc depuis 1977 dañu wax ne location nekkul ne lu waay neex def ndax commerce la mais ci xelu sénégalais bi dafa jàpp ne man miy loué sama kër la c'est comme su fekkoon da lay sarax yow mi mu loué fekk na déedéet moom activité commerciale lay def comme activité commerciale lay def nag dafa war a respecter sart yi tëral activité boobu ndax tey ji ku dem jëndi ceeb Taïwan ñëw indi wala Thaïlande boo ñëwee ceeb ba yaa ko jënd waaw waaye boo ubbee sa boutique nit ñëw ne jaay ma nga ne ko jaayuma la dañ lay jàpp pourtant yaa jënd ceeb ba mais parce que da ngay commerce loolu nag bokk na ci li nga xam ne moo indi yenn jafe-jafe yu bari ndax da ngay xool bañ gisee loolu man ci la proposé président ne ko nañ wàññi location bi parce que buñ ko wàññee ndax boobu li nga xamee ne étude bi wane na ko mooy ne population yi nee nañ ñoom location sonnal na leen ba suñ ci wàññi woon 34% dina baax maanaam téeméer bu nekk ñu wàññi ci presque juróom-benn fukk ak ñeent ci biir loolu ci lañ fexe pour indi ko 30% ba obtenir 29% ndax nag ba président d'accord ci mbir dafa créer commission bu juróomi nit professeur Iba Der Thiam lañ jox muy jiite ko parce que moom initié woon na lu mel noonu ba mu nekkee député man ma bokk ci ki nekk vice président honoraire notaire yi maanaam ñi nga xam ne ñooy bind kayiti kër yi di ko jëndante ak jaayante benn expert immobilier ak benn magistrat boo xam ne moo nekkoon conseiller technique bu premier ministre juróom ñooñu ñoo nekkoon noonu nañ cee boole benn courtier léegi nag après lañ première réunion ñu yaatal ko ne nañ ci boole jaaykati kër yi nañ ci boole association consommateur beneen nañ ci boole architecte yi war ci banque yi et cetera pour que ñépp loo xam ne boole ci cadastre boole ci domaine pour que lépp loo xam ne ak habitat ñooy yëngu ci mbirum kër ñooñu mën a ñëw indi seen contribution ca la foofu lañ jógee ba bind loi bi nga xam ne moo wax nañ wàññi location loi bi est-ce que ñu ngi koy appliquer ñu ngi koy appliquer waaw bokk na ci loi yi ñu gën a appliquer ndax xam nga lu tax kii fay mooy appliquer loi bi bañ jëlee loi bi 98% ñoo ko appliqué maanaam tey ji yow yaa ngi fay 100 000 loi nee na yow 71 000 nga war a fay 71 000 donc ki daan fay 100 000 fin du mois bu jotee day ñëw ci borom kër gi jox ko 71 000 waaye comme sénégalais yi nga xam ne ñoo am kër yi ñu ci bari ragaluñu yàlla ñu ci bari dañ bëggee ñu ci bari amuñ yërmande ndax ki am kër nag moo tane ki amul kër dëgg la ñuy jéem a seet nan lañ mën a contourner loi bi pour di yokkaat mbir yi comme loi bi biñ ko bindee dañ bind ne ñi nga xam ne defuñ surface corrigée loi bi moo leen gérer mais ñi def surface corrigée loi bi am na yeneen ñaari décret yoo xam moo leen gérer surface corrigée bi est-ce que tam ñu ngi koy respecté ñu ngi koy def waaw moom laay expliquer li surface corrigée xam nga tey jii boo jëndee boo yoree sa kër di ko loué état daf ne yow borom kër gi waroo loru waaye waroo lor itam locataire bi pour loolu bañ a am la nga def ci kër gi comme investissement yëpp la ñuy xayma nu kër gi yaatoo terrain ba la mu jar tabax ba la mu jar yan
aménagement nga def ci kër ga ndax dafa soo ubbee sa palanteer da ngay gis géej wala beneen miir ngay gis et cetera kër ga na mu leeree ndax ngelaw laa ngi dugg yooyu yëpp day tax prix bi di yéeg kër gu la gën a am ngelaw moo la gën a seer bu dee ñaari néeg la yu tolloo nekk ci benn kër sax benn néeg bi jubloog miir benn néeg bi jubloog géej gi néeg bi jubloog miir bi ak géej yëpp tolloo surface néeg bi jubloog géej gi mooy gën a seer da ngeen di calculer waale maanaam loolu yëpp jël nañ quartier ba zone ba ndax ñaari kër mun nañ nekk ci benn quartier même tolloo même place ñëpp nekk Pikine bii jàkkaarloog place bu rafet bii jàkkaarloog beneen mur duñ bokk prix te fekk ñoo tolloo te fekk ci même kër gi la te même koñ bi ñaari kër yu taqaloo mun nañ taqaloo bii jublu nii bii jublu nii kii fi mu jublu moom moo gën a ñàkk rafet feneen fi wala néeg yi bii moo gën a am lumière wala bii moo gën a ñàkk lumière loolu yëpp dañ koy jël en considération maanaam koñoo koñ goxoo gox surface nu mu munti toll tabax bi niñ ko defaree ndax kër gi dafa am chauffe-eau wala amul chauffe-eau wala ndax ay lépp lu nekk ci kër gi dañ koy xayma ñu ne kon yow sa kër mi ngi la dikk temps su dee kër gi mi ngi la dikk temps ñu ne nag kon loyer bi temps la war a doon ndax ñu ngi koy calculer ca njëgu kër gi kon ni ñuy fixer prix loyer amul benn gaañ boo xam ne moom lay gaañ ki nga xam ne mooy borom kër gi mais bu fekkee ne yow dangaa ñëw ci benn koñ nga tabax sa kër ne leen fii appartement luñ koy luye ñu ne la ñii ñëpp de 200 000 la ñuy luye. nga naa man de dama am yërmande xaar ma def 175 000. waaw nga def 175 000 yaakaar ne wàññi nga fekk ne yow boo defoon prix bi normal maanaam surface corrigée. 100 000 nga war a luye. waaw léegi état ne la waa léegi luyeel 150 000 nga ne non loolu mooy situation bi. parce que basé wuñ yoon benn yoon. njëgu location bi ci ni yoon waxee ne noonu nga ko war a calculer te ni yoon waxee mooy ne day jël considération lépp loo def ci kër gi yow borom kër gi pour ñu mën a génnee prix loyer bi waaye nag dafa am benn méthode technique boo xam moom lañ koy calculer da ngay jël expert mu calculer ko waaw léegi ñun bañ xeexee bañ wàññi location bi am na Sénégalais yu waane yoo xam ne dañ dem seen borom kër ne leen déedéet bu leen ñu wàññil 29 000 wàññil 5 000 ay kooku loo koy defal lan ah waaw ñun xeex nañ fi bi nga fàttaliku yéen bi gaz am na temps doon na jar ba 3500. demoon na ba ay 3700 sax période bi gaz di jar 3500 oo nañ ma guddi 20h ne ma monsieur Ndaw ma ne ñu ne am na benn saret bi 4000 lay jaayee gaz doo ci wax ma génn ñëw ne waa ji 3500 mu commencé jaay 3500 benn femme ne non man 4000 laay fay. ah waa kooku la. waaw kooku comprendre nga donc comme su fekkoon ne man damaa jóg di noot koo xam ne day daan dooleem xam nga waane googu sénégalais yi waane bokk na ci jafe-jafe yu bari gaz tey bonbonu gaz u 6 kilos loo koy jënde yéen ñii jigéen ñi ñuy jëm jëndi gaz 2885 lay jar da ngeen koy jëndee ñii dem am na ñu koy jëndee presque 3000 yu manqué tuuti te kenn du kalaame buñ demoon bay kalaame sax dañ naan la mais fexe leen ba buñ xam ne maa kalaame waaw kooku jafe naa dimbale de. waaw kooku neexul dimbale. lan moo xew actuellement am na ñoo xam ne dañuy ñëw ne la damaa bëgg a defar sama kër génnaar. yoon mayut loolu. yoon daf ne. pour moom mu mun a def loolu. conditions yi yii la yu bari la. benn bi mooy mu nekk ne yéen a ngi ci 3e année. bi maanaam ku dugg 2014 2017 lay am 3 ans. juróom benn weer avant anniversaire ba mu fa duggee ci nga koy jox congé soo ko joxulee ci juróom benn weer bi soo ko joxee juróomi weer perte nga il faut nga xaaraat yeneen 2 at pour nga mun koo jox congé yeneen 3 ans waaw maanaam ku ñëw le 1er janvier 2014 ma waxaat mu leer de 1er janvier 2014 lay dugg ci kër gi waaw 1er janvier 2017 ci lay am 3 ans waaw soo ko joxee congé ci diggante bi congé lan la congé mooy delloo ma sama kër mooy loolu la ñuy wax congé tubaab moo koy wax congé mooy ne damaa soxla kër gi pour dëkk ci wala dama ko soxla pour soxla naa kër gi daal delloo ma sama kër pour nga mun ko koo jox il faut que mu nekk déjà 6 mois avant anniversaire u 1er janvier ba soo ko joxee 5 mois valable tul il faut nga xaaraat 6 mois avant le 1er janvier 2020 pour nga mun ko koo joxaat kooku mooy benn pour jox bi tam valable il faut que mu nekk ne yow yaa cay dëkk wala sa doom wala sa doomu soxna
wala sa baay wala sa ndey wala sa ndeyu soxna wala sa baayu soxna sa frère boo bokkal ndey ak baay sax loi bi moo tëral lii loi bi moo tëral lii baal ma damay bañ fàtte te du loi yi Macky Sall de loi la boo xam ne depuis temps Abdou Diouf lañ ko jëloon waaw léegi am na yoo xam ne temps Senghor dëgg la moo tax sama laaj bii ñoom xalaatoon nañ ni population bi dinañ am problème location dafa cher est-ce que waruñu woon a jiital tabax ay logement suuf si nga xam ne ñu ngi koy dagg di joxe suuf si nga xam ne tey ñu ngi fay def leneen léegi ma jox la ci benn cas ci loolu tontu bu romb rek simple rek waaw Abdoulaye Wade li mu fi nekk 2010 ba 2012 waaw moom daf ne woon day yokk logement yi waaw pour prix yi wàcc waaw mais munoo yokk logement yi ba prix yi wàcc ndax demande bi moo ëpp logement yi ba nga xam ne distance bi dafa sore. mais est-ce que ñu ngi wër ci Sénégal di xool àll bi xool fi nga xam ne war nañ ko mën a aménager pour nit yi dëkk fa. mais tabax ay milliards la ay milliards la nit ñi. mais ñoom ñu ngi wàññiloo nit ñi comme ñoom état tabax yi bare ci Dakar. waaw gis nga tabax yi bare. waaw bare na koñ boo dem ñu ngay tabax. dëgg la. mais terewul ba tey location ngi seer ndax demande bi moo bari. ndax ñëpp ñi suñu mbokk yi nekkoon ci kaw gi yëpp ñëw nañ Dakar ndax kaw gi doxul. dañu ñëw Dakar pour ut liggéey pour am lu ñu am et cetera. dëgg la donc demande bi dafa rëy a rëy ba nga xam ne. munoo dàqee demande bi ci ay tabax. donc te lii ma lay wax depuis temps yi Senghor la woon. Senghor. 77. 81. 2000 et cetera yooyu yëpp ay loi am na. donc bu fekkee ne léegi maa ngi woon ci génnee bi. waaw. yow mi nga xam ne sax yaa fa war a dëkk soo waxee waa ji génnal ba pare yow nga dëkk fa lu manqué 2 ans di nga rembourser 2,400,000 waa ji nga xam ne 100,000 francs la doon fay location. soo ko génnee ba pare dugal keneen ku bokkut ak ñooñu ñu listé. di nga fay 2,400,000. yow borom kër gi. yow borom kër gi di nga ko rembourser waa ji. kon ñi war a rembourser bëri nañ. su fekkee da ngaa wax ne da ngay tabaxaat. da nga koy génnee parce que da ngay def ay travaux. benn travail rek la yoon nangu. mooy nga raser kër gi tabaxaat ko démolition reconstruction su dee da ngay karo wala da ngay defar lii amoo droit génnee ko. kon tey jii depuis 2014 maa ngi wax ci affaire location. est-ce que sensibilisation bi. mais attendez monsieur Ndao sensibilisation rombul loolu li ñuy def nii sensibilisation. Sénégalais xamuñu ko. est-ce que comprendre soxlawul ñu koy xam man nee naa leen kuñ na génnal. bul génn ñëwal ci ñun ñu xool ndax am nañ droit génne la wala déet. wala déet da ngay gis ñoo xam ni Sénégalais moo neexul la dimbale. da ngay gis barke démb rek tase naa ak nit ma ne ko waaw mais mu ne ma man de sama benn waay sax dañ ko génne jàng na sax mais. gars yi nag waaye demal seeti waa ASCOSEN mu ne noo garaawul. kooku mënul luñ ko dara. parce que moo ne garaawul. ki fay 4,000 te 3,500 la gaz bi mënuluñ ko dara. ki ne sama bailleur au lieu nga wàññil ma 29,000 wàññil ma 5,000 mënuluñ dara. mais ñun li ñu wax mooy ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañ ci ñun jooytu parce que dañ leen a bëgg a ëpp doole 90% yi ñoo am dëgg te gañe nañ. li nga xam ne moom moo ci nekk mooy beneen bi boo calculer yow mun ngaa dëkk ci kër sax yoon may na la nga dëkk ci kër di fay 200,000. nga dem ba ci digg bi ne man waa ji ndekk daf maa nax nga dem kalaame ko juge bi day dem jël expert mu xaymawaat kër gi bu fekkee 150,000 nga war a fay. non seulement 150,000 ngay fay mais 50,000 yi nga daan fay yëpp da la koy rembourser. mais juge bi expert yooyu da leen di fay procédé boobu nu muy demee. non da ngay dem pour porter plainte juge bi moom mooy commettre expert. léegi nag su fekkee ne yow yaa toor yaa koy fay su fekkee waa ji moo toor mooy fay expert bi. mais li tax lii Sénégalais yi xamuñu ko te yéen a ngi ciy xeex. mais nag Sénégal dañoo jéemul a xam dara gis nga dama lay expliquer dara tant que yaa ngi wax ci dara tant que dalu leen duñ toog commencé la kii ne ndeke dañuy wax rek oui dañuy discuter duñ kii loolu moo tax ñu am jafe-jafe. mais gis nga yoon ni mu protéger locataire bi. mais ñun léegi-léeg nga gis bailleur bi ñëw di jooy ci ñun nañu man kat waa ji depuis des années mi ngi fii nii mënuma koo génne ñu ne la pour nga mën koo génne yoon lii la wax yoon lii la wax te yoon nee na bépp bailleur boo xam ne prix bi nga xam ne mooy prix location bi nekk 150,000 nga def 170,000 wala 200,000 mun nañ laa tëj ay daani kaso suñ la kalaamee 7 weer ba juróom-benn weer bu dee da nga koo dolliwaat. li may laajte soxna Zedem mooy. est-ce que ñoom il faut ñu clamé leen pour ngeen réagir su leen clamé wul doo leen réagir. nu ñu réagir yow xamuñ sa jàngoro mënuñ ko faj. beneen problème yow boo amee lu lay métti da ngay dem ci docteur bi. d'accord mais mënoo wax ne docteur bi day toog naan est-ce que feebar ngeen. est-ce que mën nañu eggali. waaw mooy dañu gis ne baisse du loyer loi la woon ñu def ko pendant 3 mois 4 mois mu aboutir gars yi wàññi. actuellement tout le monde a constaté que ne ñi wàññi woon yëpp yéegalaat nañ. est-ce que vous devez attendre que ñu réclamer leen
pour ngeen réagir. mais xaaral dama bëgg nga comprendre ne. Sénégal agence bi def statistique yi nee na Dakar kese y a 381 000 logements ñetti téeméeri junne ak juróom-ñetti fukki junne ak benn junne ci ay logements 196 400 yi dañ nekk en location. gis nga boo jëloon kër gu nekk nga ñëw dugg fi ne la est-ce que sa bailleur mi ngi respecté loi bi da nga naan waaw bu génne nga ne mënu ma ko woon a wax. loolu nag kenn mënu koo lijjanti moom. yow ñu teg la lu normalul. nga croiser les bras naan wooy amul suivi. mais ban suivi buñ duggoon ci kër yi sax di la laaj ndax kii na sax nga ne leen waaw. dama fee yàgg rus naa ko wax dara. alors donc loolu mooy problème mu Sénégalais yi mais nee naa leen képp koo xam ne sa bailleur nee na la génnal bañal ba ñëw ci ñun su fekkee ne bailleur bi am raison ñu ne la moo am raison su amul raison ñu ne moo amul raison. am looy laaj waaw. mais dafay yomb trop Sénégalais yi dañoo neexul la dimbale. yàlla xam na loolu. parce que li nga xam ne moom mooy seen àq ak seen yelleef ñun depuis 2009 xeex nañ ba depuis 2009 benn augmentation prix transport amul da ngay dugg ci bus bi wala car rapide bi waa ji bëgg laa tegal ngay kaas keneen ki ne la waaye juróom la rek garaw. wala bu mottali la ko sax. waaw lépp suñu teraanga la ñun situation yooyu noonu la ñuy dund ci li mel ni location. dëgg la mais location niñ ko protéger koo xamante ne bii locataire nga yaa ngi fay normal. pour waa ji génne la problème sérieux lay am. boo fayul nag yoon nee na boo fayul 1 mois waa ji am na droit def procédure. procédure bi mooy lan day bind huissier bi day wax huissier bi ñëw bind la lettre ne la kii nee na amel nga ko 1 mois. su dee fayoo ko mu ne dans 1 mois bu dee fayoo ma man danaa la yóbbu tribunal boo demee tribunal rek dañ lay génne. mais nit dina tabax këram nekk bailleur. tax xamul ay kiyam. ay droit am ay droit am looloo ëpp. gis nga ñi nga xam ne dañuy luye xamuñ ne commerçant lañ. déggoo ñu naan sama kër nekkatul sa kër soo xasee ba luye kër gi nekkatul sa kër amoo droit dugg fa te waa ji d'accordul. dëgg la kon nekkatul sa kër parce que sa kër saa yu la neexee dugg fa. kër gi tant que da nga koo luye moomatoo ko. service la boo xam ne da nga ko def bien la boo xam ne da nga ko def à disposition ki nga xam ne moo fa dëkk. moo tax sax dañuy wax ne kii dëkk ci kër gi da ngaa war a dëkk ci kër gi en bon père de famille maanaam da ngaa war a jàpp kër gi comme sa bos. léegi nag su fekkee situation yu mel noonu moo am. ki nga xam ne moo dëkk ci kër gi danaa man kat kër jàmbur laa dëkk su ne ma génnal damay génn. kooku mënoo ko défendre ndax yoon waxul loolu. yoon dafa wax clairement nee na même agence mënu laa génnee bu dee nit sa ndaw. maanaam yow borom kër gi waaw seen projet bi nga baal ma est-ce que yoon sax lajju ci. xam nga lu tax ma wax loolu bu baax da ngay fi mu nekk ni actuellement politiciens yi ñu ngi def campagne. waaw ku nekk parti ba nga bokk yaa ngi koy xamloo nit ñi ba bëgg ñu voter la. lu toll ni problème mu dëkkuwaay lan moo tax mënuñoo décentraliser ut ay nit ñu def ay campagne di xamal nit ñi ndax lii nga wax ñun ñi xamuñu ko woon. am na koy seetaan xamu ko. ki xamul nag xamul. xam nga dafa am benn adage bu wax ne. nemo consentur ignorare legam dafa wax ne. nul n'est censé ignorer la loi. maanaam amul kenn koo xam ne dafa ñëw dóor nit ñu ne ko yow li nga def mun a xaw ma ci woon dara maanaam loi mun a wax xaw ma ci woon dara. 2014 lañ jël loi lu bees lu génn lu nekk war naa benn campagne de communication bu ci war a am ba léegi 2014 bu léegi chaque fois ñi ngi wax ci télé yi ci rajo yi ci population yi pour di leen informer. di leen leeral. nañ yëgee ne nañ def ba yëg ne wàññeeku na rek. nañ def ba yëg ne wàññeeku na rek war nañoo yëg parce que bu may wax ne wàññeeku na rek wax naa ne. am na ay droit ak ay devoir am ngeen ay yelleef ak ay àq ak yelleef. kon mënuñu wax ne yëg nañ ne wàññeeku na ba pare ne xamuñ ci woon li parce que du sotti lenn daal moo am. bu la looy kër ga moomatu ko. tant que yaa ngi fay dëkk amul droit dugg fa tey joxoo ko autorisation sinon violation de domicile la kooku mooy benn. amul droit fixer prix bi moom ci boppam n'importe comment dafa am lu ko yoon wax ne moom la ko. yoon daf ne. soo loué nit bu duggee avant mu lay fay premier mois war nga koo jox feuille bi nga xam ne moom la ñuy wax surface corrigée nga xam ne ci nga basé wu pour calculer prix loyer bi su fekkee joxoo ko waa ji su la kalaabee di nga fay 200 000. mais monsieur Ndao surface corrigée man ci émission bi laa ko déggee man personnellement. waaw moom laa lay expliquer. xam lay wax. ci miraas nga koy gis bu ñuy jaay kër gi. dama lay expliquer surface corrigée bi. yoon moo ne kayit ci surface corrigée bi maanaam décompte bi nga def. pour wax ne prix bi 100 000 la. xam nga ci il faut nga am ko teg ko ci dara. waaw te la nga ko teg. te sart wax ne ci lii nga ko war a teg. kayit googu soo ko joxul waa ji su la waa ji kalaamee da ngay fay 200 000. kuy fay 200 000. yow borom kër gi. bu la joxul surface corrigée bi. waaw soo ko kalaamee mu fay la 200 000. te yoon nee na su la neexee nga toog ba mu neex la nga ne kii li may luyee dafa seer.
nga dem ci juge bi calculer ko su gisee ne lim lay lee dafa seer lam la ko jëloon lu ëpp yëpp dala koy remboursé loolu leer li ngay wax ni damaa bëgg Sénégalais baa nañu ko dégg xam nga lu xam nga moom monsieur Ndao li mu am na foo xam dama fi d'accord ak moom Seyda dafa may luyee xëy def loo xam ne neexuma mu war ko booy Louis ni ma ay bu ko bool dañoo dëkk exactement suñu taraanga la ñu Sénégalais xam nga sànq wax naa ko loolu waaye lu ci waay man dara xam nga yow moo ci dara mooy li ma doon wax sànq rek gis nga ña nga xam ne dañoo wax seen bailleur ne leen wàññi leen 5000 kese xam nga lu ñu ci jublu woon pour indiwaale benn genre kersa ci waaj pour bu ñu fayulee waaj bu leen génnee est-ce que comprendre nga wax bi ña nga xamante ne bii dañ leen di jaay gaz 3000 wala 2900 ñu koy jënd te 2885 la war a jaar ñu ci bari duñ boole parce que dañuy bañ bu ñu boolee waaj dootu leen lebal gaz wala dootu leen lebal mburu wala affaire boutique moom comprendre nga li Sénégal yi di fonctionner waaye ñun ñi di leen di xeexal suba mi di ngoon dëgg la da ngay ñëw jaaxle ci location ñu ne waa ji huissier bi ñëw taxaw sax ñun ñu fexe ba duñ la génne te doo ñu fay dara dëgg la mais soxna Zeynab waaw instant yi du ñu def ci loolu lañ nekk chaque jour du ñu def ba toog ak président wax ko mu wàññi loyer bi est-ce que amul beneen mbébét boo leen prévoir pour fexe ba fay échec bu am nii ngeen échec amul échec am na déedéet échec amul mais waa léegi d'accord am na loi bu wax ne ku rey nit ñu jàpp la ñaata nit lañu rey fi ngeen dégg ko yéen ko waxtaan léegi rek loolu en commencement d'introduction doon nga ne baal ñu waa nga ne loi day tere ku rey nit waaw chaque jour ñu rey nit amul benn loi bu ñu respecté à 100%. mais location bi ni ñu ko respecté presque benn loi respecté wuñ ko noonu. location bi léegi est-ce que ça veut dire que am na ñuy jooy ba tey xamuñu lu xew. mais parce que démul dara non mais nga mën a nekkee ci dëkk yow ñu ne wàññi nañ location bi yow nga nekk locataire gëstu parce que intéressé wu la. mais monsieur Ndao est-ce que ça veut dire qu'au Sénégal est-ce que ça veut dire qu'au Sénégal on ne respecte pas les lois que c'est normal que. amul benn réew buy respecté loi. moo tax ñuy jàpp bandi moo tax réew yëpp am prison. non mais non nu mu nekkee Sénégal c'est exagéré. déedéet d'accord léegi ñun dañu bëgg am ay solution ñun suñu toogee fii dañu bëgg am mbébét am ay solution solution bi lan la. solution kuñ ne génnal bul génn ñëwal ci ñun seet si ñu su dee da ngaa war a génn ñu ne da ngaa war a génn kuñ ne dañ lay yokkal bañal ba nga ñëw ci ñun su dee dañ la war a yokkal ñun dañ la war a yokkal. lépp dafa am yoon. yow xamoo yoon demal fa yoon nekkee benn mais nit ki suñ ko mbéjee day dem police. wax dëgg yàlla. mais yow ñu mbéj la demoo police nga joxe beneen lex bi. wala nga tijji sa palanteer tijji sa kër gi toog ba pare ñu ñëw sàcc la nga naan non fii amul suivi amul sécurité. te defoo li nga war a def li nga war a def defoo ko. yow yoon nee na la amuñ droit teg la lii bu ko nangu mais doo ko nangu ba pare naan suivi amul wala naan échec la échec amul. loi la yoo xam ni ñun loi bi ñu jël lenn rek lañ jël dañ modifier benn texte bu amoon. pour ni ñuy calculer pour prix bi wàcc. loolu kese la mais yeneen texte yi ma lay wax yëpp loi bi wax ne képp koo xam ne luye nga lu ëpp li ñu lay luye. mën nañ laa daan ba juróom-benni weeri kaso. Abdou Diouf ko jël. la loi 81 21 du 25 juin 77 kay yàgg na. comprendre donc. na Sénégalais yi. am na ma ko bëgg la. waaw na Sénégalais yi normal rek. parce que bu fekkee nit ki ñeme na yàlla. ba teg la lu yàlla santaanewul. yow nga ragal yàlla ba teg ko li yàlla wax. dëgg la. am ñu xool Ousama Tar problème location bi li ñuy wax toujours rek diine moom ci côté yëpp lay wax. mais déglu nga Momar li mu wax li mu leeral parce que ñun sax xamuñu ko woon. am na koy seetaan xamu ko woon. nit dina moom yëfam te xamul sax lan nit day yor portable sax xamul foog ca nekk ci ay mbir. justement ma wax la gis nga ko yoon dafa wax ne. pour nga créer agence immobilière. da ngaa war a am licence en droit. licence maanaam nga am lijaasa ci yoon. waaw. loolu amoon na benn texte boo xam ne loolu la woon mais bi ñu defee libéralisation bi ci lañ bàyyi loolu. mais dafa waxoon parce que xam nañ ne ku xamut ba pare di def yenn yi di nga def njaaxum. même ay damaa soxla sama kër. kër goo xam ne agence moo koy loué agence mënut a demander loolu nit personne physique lañ permettre nga demander loolu. comprendre nga. d'accord seul le bailleur personne physique. moo mën a demander. te ci condition yoo xam ne. agence bi yoonam nekkul ci loolu. te extrêmement compliqué. dëgg la donc protéger nañ population yi protéger waat leen protéger. mais nit ñi ñoo xamul. mais dañoo jéemul a xam. ah xanaa ñu laajte. waaw alu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun. parce que bu ñu la tegee loo xam ne jàpp nga ne jaaduwul rek. même xamoo ndax yaa nekk ci yoon wala nekk ko ci yoon da ngay dem kalaame ji. da nga war a laajte sax leer bu waaw doo neex a dimbale. waaw loolu am na loolu am na. Ousama Tar Louise baal ma de. Ousama Tar dégg nga li ñu fii wax lépp. waa jërëjëf
dañ koy jaajëfal rek ci information yi mu joxe. waaw. ndax ku xamul. te yàlla bi mu yónnee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa njëkkee ak moom ne ko wa andir ashirataka al aqrabin. waaral sa famille. maanaam moom am na loi comme buñ koy wàccee ci terrain bi am na loi bu ñu voté. mu ne ko nag demal nga informer ko sa famille. bañ xam ne am na loi tel ak loi tel. mu dem ba ñooñu information bi ñu jot ci mu ne ko léegi nag fas dax bi maa tu umar. na ci ñëpp jot. kon yéen it seen liggéey bokk na ci ñëpp jot. jaadu woon na télé bu nekk moo xam fu ngeen di jëlee seeni fonds mu am benn spot boo xam ni. wala benn pip boo xam ne dañ ciy jàllale. loi bi kat lii la wax ci location képp koo xam ne teg nañ la nangam ak nangam ak nangam. demal bërëb sàngam ak sàngam. gannaaw ñun ñiy toog di wax ak nit ñi ñoo amul information bii. kon rawatina ak ñi ñuy waxal. te Seyda Zeynab boobu ba léegi mi ngi wax ne la lii tey laa ko soog di dégg. ak nangam ci émission bi laa ko déggee. ñaata ay junne ñoo koy déglu. moom mi amul information bi ñooñu nan lañ koy amee. mais bu ñëwoon ci émission Seyda Zeynab ca ëtt ba ca Dunia ñu jàllale benn une minute wax ci loi boobu. dana tax ñu bari xam loo xam ne xamuñ ko woon. am na lu ma dégg nga wax ko tey laa ko soog di xam. dëgg la. waaye ala kulli xaalin ma dellusiwaat tuuti rek ci émission bi ñu génnoon. talaata ji weesu du yàgg ci lu gàtt lay doon. am na ku nekk si. d'accord. Babacar. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw Adja ñu ngi lay nuyu di la siyaar yéen ñi nekk ci plateau bi yëpp. ñu ngi lay fay bu baax a baax Dramé. di nuyu Serigne Omar ak Oustaz Makhtar ak Louis ak Mère Thiam yëpp. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. man maa ngi wootee fii ci France. dëgg la. maa woote woon sànq ci téléphone monsieur Ndaw. maa ngi rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf. di wax sëñ Omar ne ko li muy xeexal Sénégal yi daf cee néew doole. li muy wax yépp dëgg la population Sénégal bi ci seen bopp ñoo neexul dimbale. man mii di wax ak yow. depuis le 1er mai 2017 laa jógee Sénégal ñëw fii mais avant may jógee Sénégal sama situation location dama ko réglé woon mais sama ginnaaw sama bailleur dafa def lu ko neex sama njaboot. ci loo xam ne tegul ko ci lenn. 2007 benn avocat luye na ma kër 2007 ba 2013 benn réparation mosul ma ko defal ci kër gi. ma xëy tuxu feneen. bi may tuxu feneen maa ngi dem foofu le premier mars 2014. boobu dafa fekk loi boobu rentré en rigueur bees. ma nekk fa di fay ba nu ma fay jógee ko ba ma fay jógee ko yoreelu ma waa ji benn dërëm. bi ma ñëwee fii nii ween 4 mois 6 mois ma ngay fay. am 2 mois yoo xam ne xaw naa tardé rek mu jalgati def génnee sama njaboot sama ginnaaw ba pare wëlbatiku jël kër gi luye ko xaritu jabaram te lu tegeewul ci yoon mais Mamar Ndaw li muy xeex dajee néew doole. yéen it émission yi ngeen ci def yépp seetaan naa ko la si commencé monsieur Koli ba démb ci guddi laa seetaan naat émission bi. dëgg la mais Sénégal ci seen bopp ñoo neexul dimbale. benn côté ba pare boo ma mayee benn affaire ak kii sëñ bi soxna si boo ma mayee benn affaire ma leeralal ko Oustaz Makhtar Sarr ak Mamar Ndaw ci boppam dama ko bëgg a nuyu. waaw jot ko xamal ko lan lay xeex. mais ñun suñ état yi ci suñ bopp ñoo jàppale wut ñi war a jàppale ñëpp parce que man mii di wax ak yow doomu daara laa. 2000 laa ñëw Dakar nekk fa di liggéey. yàlla may ma am chance mën a dem fu bëri ci àddina bi mais situation yi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee ci Dakar da ngay gis ko nga xamante ni day départ mais du am accompagnement wu état man mii ni yéen bokk na ci li ma dal dama def ba nga xamante ni yéen affaire yu bëri dugg naa ci mënul dem ma mujj génnaat. tey jii nii problème mu gerte yi xam ngeen émission indi ngeen émission wu gerte ci seen émission plateau bi. waaw gis nga état bi tey jii effort bi mu defoon ba jëlaatoon Sonacos. gis nga bu ko defuloon ren lambaay gën a ñaaw. doy na waar.
mais problème bi mooy Mamar Ndaw li may wax moo ma ko gën a xam. maanaam tey jii nii dafa am ñoo xamante ni ñu ngi leen di yebal ñuy jënd gerte. wallaay yàlla xam ne ne ñooñu dañuy dimbali ko état bi mais dimbali wuñ agriculteurs yi. Oustaz Makhtar Sarr wax na ko ca gannaaw. gis nga ñun tey jii ñun man mii Saalum laa dëkk gis nga am na doomi Saalum yu nekk biir Dakar. di commerce tey jii bu leen état bi woowoon gerte yi ñoreen dëkk yëpp ñu accompagner leen mën nañ ko jëndal état bi. mais état bi dañuy def jëlee ay nit jox leen ay faveur jàppale leen ñuy arisiiru ci kaw état bi. loolu ci boppam moo nekk Sénégal. xam nga yaa ngi dégg li may waxam de. dégg nañ la bu baax ma tënk rek nga jox ma kii Mamar ma nuyu ko. waaw mi ngi lay dégg. waaw sëñ Mamar maa ngi lay nuyu. baa ngi lay fay. waaw man temps yële passé sax envoyé naa la message. numéro bu ma ko soxlaa RFM laa woote pour mun a am sa numéro. li ngay xeex da nga cee néew doole teg nga ko ci yoon wax nga ci rajo Sud FM Dunia fu nekk dem nga fa man déglu naa la bi ma nekkee sax mais Sénégal yi ci seen bopp ñoo neexul xeexaatoon. dëgg la man bu ma nekkee foofu am na benn boutique moo may jaay gaz chaque jour. benn dama ne jaay na ma benn gazu 12 kilos bi ñu ma indilee weccit bi dama dem ne ko bi du jar lii bu ma koy jënd total lii laa koy jëndee soo waxee ñi fiy nekk ñu ma koy jaay prix boobu ma continuer di ko fi jënd soo leen ko waxul dootuma fi jënd patron bi ci boppam ne ma loolu leer boo ñëwati ñu jaay la ko loolu te différence bi dafa bëri. waaw li ngay xeex da nga cee néew doole li ngay wax leer na nañ mais Sénégal yi ñoo neexul dimbale. dëgg la moom. man mii nii di wax ak yow nii yéen man mii nii di wax ak yow tey jii nii kooku bu ma nekkoon foofu Sénégal dinaa xeex ak moom ba mu xam ne xeex naa ak moom mais nekkuma fa. dañu fi bàyyi xamuñu sama jabar woo na ma du benn yoon du ñaari yoon di ma wax yoo xam ne te gis nga agence bi ngay wax ne ñooy def recensement yi yàlla xam na ne borom kër kooku jëlee naa kuy liggéeyee ANSD indi ko mu dëkk këram maa ngi moom ñu lang benn appartement. ki ma fa indi nga xam ne maa ko fa indi jaarul ci courtier jaarul ci kenn ANSD lay liggéey tey jii sama ginnaaw mu commencé di ma wax naan ma ay bi ngay dem da nga indi sa yeneen mbokk nangam wax ay wax taxaw ci loolu ba sama jabar ne ma léegi lu ma mun a am jógee ko fii moo ma ko gënal. ndeysaan. dama mujj fekki sama jabar ci loolu ma jël sama xarit yi yebal ko mu dem ci borom kër gi moo wax ak moom borom kër gi def lu ko neex te dama bëgg. caution bi ngay joxe parce que tey jii nii yéen man fi may wax ak yow nii kër googu maa ngi ko war a jox 2 mois mais 2 mois boobu sama 2 mois yi ma ko joxoon caution benn mu nga fa des. kon est-ce que di nga joxewaat kon waroo joxewaat. moo joxewaat benn weer. du joxewaat benn weer. Babacar. xam naa Momar dina la leeral li ngay wax nii li ngay réclamer nii. Mamar li muy wax leer na état bi ci seen bopp tey jii ñoo waroon a taxaw. gis nga état bi waroon na mën a régulariser affaire location dina ci am dara tey jii imaginer yow soxna Seyna yow léegi tey jii bu état bi defoon système boo xam ne daf naan képp kuy luwe nit. képp kuy luwe nit boo ko joxee contrat bi bu demul impôt demee ñu enregistré ko bi boo amee seen locateur bi problème bu ngeen demee tribunal du ko génnee konoon ñun ñëpp dinañ commencé normal. waaw. dëgg la mais Sénégal dañoo am tey jii nii man. xam naa soo fi nekkoon moom dañ lay invité. mais xaw nga ñu sori mais macha allah kàddu yi am na solo man xam naa bu la heure bi fekkoon Sénégal moom da ngay ñëw toog ndax ki ko dund. moo gën a mën a seede ki nga xam ne dund ko gis nga problème mu gerte gi gis nga Saalum bi am nañ ay doom yoo xam ne li biir Dakar nekk fu nekk ci Dakar. billahi bu leen état bi accompagné woon li ñor ci seen commune yëpp ñu jënd ko. dëgg la. mais dañuy dem jëli ay nit. di leen enrichir di xaalis. tey jii Momar Ndao su ma ko woowoon am na loo xamante ni dund naa ko foofu. am na loo xam ne dund naa ko foofu man dem naa Turquie jëlee fa benn produit bu ñuy wax améliorant su ma waxee améliorant yéen ñu toog ci plateau bi yëpp Momar Ndao moo ko ci xam. su ma waxee améliorant produit bi yéen ñu toog ci plateau bi yëpp Momar Ndao kese moo ko ciy xam. gis nga bu ma ko indee Sénégal en tant que jeune. man maa ngi nii 78 laa judd. bi ma ko indee Sénégal jaar fi ma war a jaar ñi nga xamante ni yeneen dëkkuñ Sénégal maanaam. ci douane bi ak lépp dem naa ba nga xam ne produit boobu au lieu que ma jaay ko man ko jaay ambulancier yi am ci dara dañ ma si mujj amende te respect norme yi yëpp respecté naa ko
norme yëpp respecté naa ko mais ça ñun ñu jàng daara moom dañuy considérer ne yéen tekkiwu leen dara. waaw. peu de rapport. Babacar. waaw. ñu ngi lay jaajëfal macha allah. waaw. am na solo. maa ngi jéggalu nag. waaw jërëjëf ñu ngi nuyu waa France yëpp. kontaan nañu sa woote merci beaucoup. dañuy dem nag studio 2 ginnaaw bi ñu ko jaajëfalee Pa Ousmane mi ngi studio 2 fàttali leen ñun ñu ngi fii studio Mike ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm Pa Ousmane. ñu ngi lay ziar. yàlla nangu ziar ñu ngi lay ziar bu baax. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant alhamdulilah ñu ngi lay ziar bu baax a baax. yàlla nangu ziar ñu ngi leen di ziar yéen tamit bu baax. ziar waa plateau kon ay ci titre yi titre yi nam jukki bu benn waxtu jotee bokk na ca semaine nationale bi ñu fas yéene jagleel ndaw Sénégal jàpp nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru mars jàpp juróom benn fan ci weeru avril ñu fas yéene ci waxtaane taxawaayu ndaw ñi ci ay secteur yu uute ak luy sukkali koom réew mi bu ñu sukkandikoo ci jëriñ ju dénk wàllu ndaw ñi mu jàpp ni ci loole la ñu fas yéene sukkandiku ngir déglu ndaw ñi yenn tamit ay taxawaay la ñuy xaar ci ñoom ànd ceeg conseil national de la jeunesse muy nag ubbite bi boobee ndaje njiitum xew mi di le président Macky Sall moo ko fas yéene dalloo ca stade bi di Alassane Djigo bu Pikine daañu leen ko faram-fàcceel ci xibaar yi mu mel ni xale yu ñuy sàcc ak di leen faat jamono ji ci réewum Sénégal appel Seydina Limamou Laye Al Mahdi ñii di comité d'organisation bi ne jël nañ ay matukaay yu am solo ngir ni loolee du am ci diirub appel bi fësal nañu it thème bi ñu fas yéene waxtaane ni ki ren mu ngi aju ci islam ak équilibre loolee lan lay tekki daañu leen ko faram-fàcceel ci xibaar yi ànd ceeg njabootu Seydina Limamou Laye Al Mahdi yu leneen dina bokk ci xibaar yi ñu ngi ko dippee ha yeeso muy tekki ca kanam ab journaliste di Thierno Amadou Sy bu RTS moo ko taxawal di mouvement politique mu nam ci gunge njiitum réew mi di le président Macky Sall ci élection présidentielle yu atum 2019 yëngu-yëngu ci wàllu politique mu ngi ko door ca gox ba mu fekk baax amal ab journée de consultation gratuite da ngeen mën a teewlu ay kàddoom ci xibaar yi leen na ci bokk muy pomme de terre bi ñuy bàyyi ci réew mi ak ca bitim réew naka la mel ci suñu marché yi jamono ji ña koy jaay fësal ni lu ci ëpp ci Sénégal yi daanaka bay bàyyee ko ci bitim réew li ñuy jëfandikoo donte ci seen gis-gis mooy ni pomme de terre bi ñuy bàyyee ci réew mi ànd naa qualité te it di ko jëfandikoo dina gën a jàppale ñi nga xamante ñoo ci yëngatu maanaam consommer local loolee la ñuy sàkku ci sénégalais yi ñu fexe bàyyi ko xel ci bu ñuy jëfandikoo pomme de terre yi muy ponk yu ñu nam jukki bu benn waxtu jotee Zeyda. Pa Ousmane dinañ ci ànd ak yow yaa ngi doon déglu waxtaan wi. waaw am na lu doon suñu invité bi macha allah. waaw moom def naa ñëpp xam nañ ko. est-ce que mos leen ko invité TMTC. waaw ñëw na fa ñaari yoon waaw te man mi sax liggéey naa ak moom. dëgg la lu jiitu sax fii. nekkoon nañu Africa 7 ci benn émission bu tuddoon SOS Conso. ñu àndoon ci man ak moom ak Mati 3 Pommes donc. waaw ñu liggéey ci pendant 6 mois ci affaire consommation naka la ñuy yee askan wi. est-ce que loolu du ko indiwaat fii ci DTV. waaw yaakaar naa mi ngi nii toog am na ci ay projets yu nekk ci yoo xamante ne yu ci sens boobu la. waaw dëgg la donc ñu ngi ciy liggéey amaan na xëy na bu sottee lu mel noonu dañ ko teg. parce que baax na waaw yéen nit ñi moom baax na. ndax nag li mu wax ni ñu bëri xamuñu ko. dëgg la nit dina nekk ci mbir te du xam sax ay droit am. fan la commencé ak fan la yam. dëgg la nooteel bi dafa bëri fu nekk. nit dañ koy noot te ndeysaan mi ngi noonu. doy na waar te souvent nag ñu mel ni Momar dañ leen di duñ leen xaw a comprendre parce que ci man laa koy njëkkee souvent ñu ne leen grand est-ce que li ngay wax ni nuruwul ni da nga far boor wala yu mel noonu. yenn saa def ma ci ree na ma déedéet. waaw donc ñuy xeex lañ yàgg ci lool. kenn fekku leen ci jamono yi ñu ciy jug. di ci wax te dund na yu métti ci jamono yu métti Ablaye Wade. ñu ngi fàttaliku bi ñu ko fi jàppee woon coow li ci amoon et tout mais teewul ba léegi ay conviction mu ngi koy dëggal. donc ñu mel noonu dafay baax ñu leen di déglu ku mel ni Momadou Ndao donc vraiment liggéey bi ñuy def te ni nga koy gisee noonu technicien la waaw am na benn GPS boo xam ne moo ko créé ci Sénégal moom rek moo ko def. non ay macha allah kii borom xam-xam la de. dëgg la dëgg la te souvent nag Sénégal dafa naqaree wax. am na yoon boo koy wax dañuy jàpp ni. fekk dëgg la. ni nga koy gisee noonu technicien la de. waaw macha allah ñu ngi koy nuyu vraiment borom xam-xam la. comme yow ni nga xarañee ci journalisme bi rek xam naa noonu la xarañee ci li muy yëngu. mais macha allah ñëpp ay ndaanaan lañ macha allah. non ndaanaan la de GPS bi joow la ko tuddee joow. joow waaw joow jëm. dina ko leeral ko wax waaw moom dina ko wax. d'accord Pa Ousmane jërëjëf. jërëjëf. merci ñu yendoog jàmm. léegi Momar da ñuy baal nga tontu ki woote rek
pour mu leer. waaw kii woote bon maa ngi koy remercier ci wax ju rafet ji. Babacar Dramé. waaw mais nag il faut tam mu xam ni. yoon moo wax ne nit boo ko amelee 1 mois am na droit def procédure pour. génne la bu fekkee fay benn weer rek benn weer kese. mais bu boobaa day jël huissier bi ñëw ne la ah Moussa Faye mii de nee na amel nga ko weer. fayoo ko est-ce que dëgg la su fekkee dëgg la jox naa la juróom-ñetti fan pour nga fay ma soo ma fayulee fin du mois danaa lay yóbbu tribunal. su dee ci juróom-ñetti fan yi fayoo ko fin du mois mu yóbbu la tribunal bu ngeen ñëwee ci juge bi ne la kii de nee na nga amel nga ko 1 mois. su dee nee nga dëgg la mu ne fayoo ko mu ne déedéet juge bi da lay génnee. ndax niñ protéger bailleur bi niñ protéger locataire bi lañ protéger bailleur bi ci kaw ñàkk koo fay. dëgg la. donc moom nee na jotoon na ko ameel 2 mois. kon bailleur bi. su fekkee jaarale ko par huissier jaarale ko par justice. dina am droit génne ko mais bailleur bi ci boppam même boo ko ameeloon 10 mois. moom amul droit moom ci boppam ñëw ne la da lay génne. huissier bi ci boppam mënul ñëw génnee la lu may mu am kayiti tribunal kenn rek moo mën a génnee nit mooy juge. maanaam juge bi àtte ne génne nañ ko. d'accord bu boobaa ci la huissier bi doog a am sañ-sañu indi kayit gi ñëw ne la juge kat moo la génne. mais huissier amul droit génne nit. borom kër amul droit génne nit. juge rek moo am droit génne nit. léegi nag décision bi juge joxe. moom la ñuy exécuté huissier bi ñëw di appliqué. léegi mais am na ñoo xam ne sax dañuy dem waxtaan ak benn huissier rek ñëw ne dañuy xupp waa ji. waaw loolu moo fi am. donc moo tax toujours il faut nga. ñàkk xam bi la ñàkk xam bi la te kuñ ci convoqué tribunal. demal. ndax boo absenté rek. problème day am ndax léegi-léegi nga ñëw ñu jox la kayit. ne la waaj nee na amel nga ko 1 mois huissier bi indi kayit gi ne la boo ko fay naa la yóbbu tribunal. nga dem fay waaj su waaj yi waxul huissier bi fay nañ ma. huissier bi day continuer procédure bi. waaw dëgg la. beneen bi aussi booy fay da ngay fayaale frais huissier yi ndax frais huissier yi dañ koy dindi ci li nga fay bu ko defee dañ naan matut. même boo demoon di fay ci huissier bi. huissier bi ci boppam da nga koy fay ba par fay ko frais mi. maanaam kan moo koy fay borom kër gi bi yow déedéet. yow mi nga xam ne yaa waroon a génnoo bañ yónnee la huissier. yow locataire bi. bu dee 100 000 nga waroon a fay. location soo fayee 100 000 kese huissier bi da ciy dindi ay frais bu ko defee danaan yow da ngaa avance. soo demee dañ lay génne. boo demee fay tam waa ji tribunal bi jot nga ne fay naa demoo. boo demee dañ lay génnee parce que nekkoo fa pour wane ne fay nga. dëgg la kon même boo fayee ba pare te date tribunal bi war a ñëw. demal tribunal bu ñu waxee nga ne sama facture ngi nii wane naa ne fay na. waaw loolu si am solo la parce que ñu am na ñu bari dañ leen kii noonu. dëgg la boo fayee nit ki tam nanguwut a jël. au début da daan compliqué mun nga ñëw ci ñun nit yóbbu la ci huissier mu def nga def offre réelle. maanaam même bu ko bañee jël mënu laa génnee ne fayoo parce que fay nga. beneen bi mooy soo ko yónnee ci système yónnee yi nga xam ne moo am léegi. day am trace nga yónnee ko yónnee bu am trace boo ñëwee juge bi jël na ko day jël loolu tam en compte. waaw d'accord voilà léegi lan mooy nekk sa ndénkaane waxtu bi dafa jëm ci. alors sama ndénkaane daal mooy caution yi. waaw caution yi. yoon dafa wax ne caution walta romb 2 weer mais mun na doon 2 weer. léegi nag booy dugg ci kër. da ngaa war a joxe caution mun na nekk 1 weer. wala 2 weer caution sa xaalis la boo xam ne yaa ko moom du location de. yaa ko moom booy génn dala koy delloo bu dee 200 000 nga dugal dala ko booy génn dala koy delloo. garantie la daal garantie la pour que en cas bu dara yàqoo ci kër ga ci 200 000 yooyu la ñuy sàkk. réparé ko li ci des ñu delloo la ko. ama nga réparé ko. soo ko réparé booy génn dalay delloo 200 000. su dee tam jàpp nga ne waa ji du la delloo mun ngaa waxtaan ak moom nga ne ko man kat danaa génn dans 2 mois. léegi 2 mois yi ma la joxoon caution laa bëgg a tëdd bu ko defee su may génn du ma la jox dara mais su amee lu yàqu ma def ma koy réparé su ngeen d'accord loolu ci loolu waaye munoo wax ne joxe naa caution damay tëdd par force 2 mois yi noonu déedéet yoon dafa wax ne daf la ko war a delloo mais da ngeen di waxtaan ni mu la koy dellooyee. parce que tamit am loo droit mu nga kii bay génn dara yàqul ci kër gi mu ne du la delloo su la delloowul da nga koy yóbbu police dañ koy jàpp. d'accord waaw loolu yëpp donc courtier bi ñuy jox peine noire moom. waaw léegi. location da ngay fay ba pare soog a tëdd donc kuy dugg bees da ngay fay 1 weer boo xam ne moom ngay fay doog a tëdd parce que su dee mois de avril la par exemple yaa ngi koy fay avant le 5 avril léegi su ko defee yeneen 2 weer yi nga xam ne moom mooy caution yi wala 1 weer bi nga xam ne mooy caution bi soo ko boolee ak bi nga fay bu dee 1 weer la mu nekk 2 weer bu dee 2 weeri caution la mu nekk 3 weer mais 3 weer yooyu 1 weer bi mooy li ngay fay par avance. d'accord léegi nag courtier yi ci seen bopp am na lu ñu leen di jox maanaam frais boo xam ne dañ leen koy jox maanaam muy seen. neexal seen pay waa seen ndàmpaay wala agence bi
loolu nag am na benn texte boo xam ne amoon na fi bu ko doon gérer. léegi ñi ngi defaraat texte bi ñu ngi koy moolaat pour seet nuñ ko gën a mën a fexee ba mu gën a wàññeeku pour que tamit jot ci location gën a yomb. d'accord mu ngi ci en cours pareegul la ngay fay moo koy jox. léegi waxtu bi moo ñu dab. léegi sa ndénkaane lan ngay wax population bi lan ngay wax sama ndénkaane mooy mbirum location. ku ci xamul demal laajte. kuñ ne génnal bul génn ñëwal ci ñun. kuñ ne dañuy yokk bul nangu ñëwal ci ñun. bañ xool. ndax mbir yi jaar na yoon. su ko defee. ñu wax la ne la kii kat lim nekkee. nekk na yoon wala lim nekkee du yoon. mbajum kanam borom a koy fajal boppam. amul kenn kuñ mën a faj jongorom te waxu ko. amul kenn ko si ku yore jàngoroom di ko muñaale ba pare di xarab keneen. ndax da koo waxut. soo waxee nag sa jàngoro ba pare fajuñ ko nga ne wéy man wax naa sama jàngoro ñëw naa fajuñ ko. boobu loolu lu nit mën a dégg la. dëgg la waaye yore sa jàngoro te dëgg moom. ñi xamul fan lañ nekk ñoom pour ñu seetaan. dëgg waa Régie ñu ngi may wax waxtu bi moom moo ñu ngi may wax sax naa jox Oustaz Matar. bu ko defee ñun ñu. mën naa joxe rek benn numéro boo xam ne 677 95 91. 677 95 91 ku ci am jafe-jafe lu jëm ci location hôtel ci numéro boobu. d'accord waaw d'accord jërëjëf Ndaw. Oustaz Matar. waaw xam naa li wolof di wax ko am gan. tëraani. loolu moo ñuy dal tey. mooy ñu bàyyi ko mu yaatal ndax li muy wax. mbokk yi ñu ngi koy jëriñoo. te am na solo. li ma doon wax rek waxtu wi jeex na. mooy du fi xajati. xam naa Louis a ngi yëglu. wala Mayta kon laa bëgg a wax mi ngi yëglu. danañ ci ñëwaat alxames incha allahu taala. waaye lu ci mënti am rek nañ dawal yërmande. gis nga ni luwaay protéger. nga xam ne mooy locataire. sariya tamit diine noonu la protéger tamit ki nga xam ne mooy locataire bi. loolu danañ ci ñëw incha allahu taala. am na masala mu fi jaaroon am luñ ci bëggoon a leeralaat. di jaajëfal ñi nga xam ne nii bu amee lu ñu dégg ñu wax ko. te ñu gis lu wuuteeg loolu ñu woonu laayante ci biir ak nun loolu lu ñuy rafetlu la di leen ci sant di leen gërëm wasalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Matar jërëjëf. Badiane Louise merci Thiama jërëjëf monsieur Ndaw Mamar ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ gis nañ sa combat gis nañ li ngay liggéey yàlla na yàlla fay la def ñu bëri nag ñu mel ni yow leeral askan wi li nga xam ne moo lëndëm ci seen bopp. kon tey mbokk yi seen émission fii la yam ndénkaane ñu doon waxtaanee problème location yi suba nag incha allah dañu bëgg a dugg ci beneen thème muy waxtaanee mbirum xale yi nga xam ne ñu ngi leen di jàpp di rey ñii di réer te duñu feeñ ba xam fan lañ ci toll ndax nag lu néew yi moom lu ne fàng kenn du ko jeex te lu néew yi ak lu xoomanan doy na waar. mi ngi noonu kon ñu ngi jaajëfal waa Régie jaajëfal caméraman yi jaajëfal leen yéen tam mbokk téléspectateurs yi jox leen rendez-vous suba ak jàmm ak thème mu waxtaane xale yi nga xam ne ñu ngi leen di jàpp di leen faat ñu wendal jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah